Joko FM radio communautaire bu Tëngéej 11h22 11h passé de 22 minutes ñu leen di nuyu mbokk déglukat yi di rafetlu seen ànd ak Joko FM ñoo ngi leen ko doon wax depuis ce matin tey jii ñoo ngi dalal monsieur Fary Ndao di ingénieur géologue di artiste di auteur sénégalais de 29 ans donc moom la ñu dalal tey fas yéene waxtaan ak moom si wàllu énergie en général pàcc bi si ëpp solo di pétrole monsieur Fary Ndao ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la fay bu baax. ñu bàyyi la nga nuyoog waa Tëngéej. maa ngi nuyu tamit waa Tëngéej ñu ma dalal fii tey. ngir ñu ñëw yeesal waxtaan bi jot a tàmbali si dëkk bi ci wàllum pétrole. bu ñu dooree waxtaan wi bëgg nañu xam moom monsieur Fary Ndao mu defal ñu benn présentation bu ndaw pour que auditeurs yi déglu ñu xam kii wax ko mu. waaw donc maa ngi tudd Fary sant Ndao doon dëkk Dakar. sama papa mu ngi juddoo Thiès sama yaay moom Dakar la juddoo. maa ngi doon ingénieur géologue maanaam ñun ñooy saytu li ne si suuf si. ngir génnee si ay yëf yu mel ni wurus ak xaalis ak pétrole ak gaz. mi nga xamante ni moo yëngal tuuti dëkk bi. maa ngi jàngee fii Sénégal am sama bac tukki dem Tugal dem France. jàng fa tuuti dellu si fii àggali sama jàng fu ñuy woowee Institut des sciences de la terre IST bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar. bëgg naa football trop. bëgg tamit mbaxalu Saloum ak c'est bon ak ceeb bu weex bu am suul. defe naa ni Ndao rek nga mën a sant donc dañuy ñëw carrément si li nga xam ni mooy essai bi nga génne alors daal di koy bind daal di koy génne ñu door waxtaan wi ak li nga xamante ni mooy énergie exactement c'est quoi l'énergie énergie mooy lan. énergie mën nañ ne moom mooy li nga xamante ni moom ngay xayma pour xool naka ngay soppee li la wër. li may wax dafa simple xam nga fii ñu nekk tey jii taal nañu fi ay ordinateur ay lampe ak yooyu. wala ku yore oto bi taxaw nga bëgg a dem si feneen da ngay accélérer sa oto bi donc da ngay déplacé wu. saal bu lëndëmee boo ko bëggee leeral faaw nga taal lampe. te coppite yooyu yëpp changement yooyu yëpp. yaa ngi koy def mu lalu ci énergie. changement bu munti am si àdduna bi rek. bu amee énergie moo lalu si suuf. léegi yow quantité de changement bi maanaam bu ñu xaymaa ni nga changé àdduna bi. loolu lépp énergie la ku yëkkati brique. teg ko fële dooleem la jël te doole boobu énergie mun na koo xayma. ku jël oto accéléré ko jëlee ko Rufisque yóbbu ko Bargny. kooku changement boobu loolu tamit mun nañ ko xayma ci wàllum énergie. donc énergie mooy li ñuy jëfandikoo di ko xayma pour xool naka la ñuy changé àdduna bu ñu wër. léegi nag am na ay xeetu énergie te pétrole benn ci xeetu énergie yooyu la. ñu bëggoon xam yan xeetu énergie moo am. am na énergie yu bari waaye énergie bu fondamentale mooy li ñu woowee énergie primaire maanaam mooy énergie bi njëkk mooy bi nekk ci biir bi nekk ci nature bi nekk ci àdduna bi. mooy énergie bi jóge ci naaj bi xam nga naaj da nga gis léegi panneaux solaires yi. donc loolu xeetu énergie la mën nga jël nag énergie naaj bi nga transformer ko. comme ni nga mënee jël énergie pétrole nga yóbbu ko ci SAR société africaine de raffinage. ñoom tamit ñu soppi ko bu ñu ko soppee transformer ko mu doon essence. mën nga jël tamit énergie bi nekk ci këriñ. nga xam te ni këriñ day nekk ci biir suuf si. nga jël ko nga soppi ko. moom tamit mu dem ba nekk taal walla tàngoor boo xam te ni mën nga ko jël nga baxalee ci yow sa cin ak say ceeb. donc loolu la ñuy woowee énergie primaire mooy énergie yi nekk dans la nature. léegi énergie yooyu boo ko transformé. nga transformé ko mu doon courant walla nga transformé ko mu doon tàngoor chaleur. loolu la ñuy woowee énergie secondaire. maanaam loo jël lu nekk dans la nature nga transformé ko léegi pétrole moom énergie pétrole ak gaz ay énergie primaire la ñoom ñooy nekk ci biir àdduna bi. am na solo di fàttali auditeurs yi soog a taal seen poste rajo ñoo ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy monsieur Fary Ndao di ingénieur géologue dañuy ñëw carrément si li nga xamante ni mooy wàllu pétrole bi ñu bëggoon xam pétrole ak gaz fan la ñu sokkeekoo. pétrole ak gaz nag comme ni mu la ko waxee ñoom énergie primaire lañ léegi nag ñu ngi pétrole ak gaz comme ni garab amee wala ni wurus amee ci ñoom dañuy soqeekoo ci biir nature bi ci àdduna bi loolu ba àdduna sosoo ba léegi pétrole ak gaz ñu ngi formé waaye nag bu ñuy formé bi day gudd. mën nañ ne ay millions yi at la. léegi fu ñuy jógee. xam nga ci biir géej gi fii moom dëkku Lebu la xam nañu luy wàkk mooy algues yi. wàkk yi ñoom bu ñu demee ba dee. dañuy suux dugg ci biir géej gi bu ñu duggee ci biir géej gi nag bu ñu demee ba ci taatu géej gi ci fond bi
bu ñu demee ba ci taatu géej gi léegi nag après suuf si tegu seen kaw ak ban bi tegu seen kaw da leen di gën a dugal di leen suuxal di leen dugal si suuf si xam nga dafa mel ni booy defar tali rek léeg-léeg bu ñu daggee tranchées yi di nga gis ay xeetu mbuus yooyu nag du judduwuñu rek nekk si suuf ci kaw lañ nekkoon waaye comme dafa am yeneen suuf yu tegu si kaw mbuus yooyu dañu dem ba nekk si suuf léegi pétrole nag mooy moom mu ngi soqeekoo si wàkk yooyu dee dem ba si taatu géej gi suuf teguwaat seen kaw léegi li ngay gën a dugg si biir suuf si tàngooru suuf si di seeyal yooyu le wàkk jóge ko day nekk benn pat bu xaw a ñuul ba pare pat boobu nag après moom la ñuy seeyal ba mu nekk jus boobu ñuy woowee pétrole léegi nag après bu day juddu si ab ay doj ay xeer yu ñuy woowee roche mère ndaxte mooy yaay ji léegi après moom pétrole bi comme bu màggee rek mel mu am bagam rek c'est-à-dire formé nañ ko léegi mat na léegi day jóge si roche mère bi dem fu ñuy woowee beneen roche réservoir maanaam foofu lay dem mu dëkk foofu léegi ñun nag suñu liggéey ñun géologue yi mooy dem di seet fan la roche réservoir yi mën a nekk si biir suuf si boo leen demee di ko seet da ngeen di am ay jumtukaay yoo xam ne moo leen di dimbali ngeen mën ko gis yéen jumtukaay ngeen di utiliser pour mën a xam ne fii am na pétrole war a amul. alors li nga laajte dafa am solo trop ndaxte loolu il faut ñu leeral ko tamit. gis nga ñun ñii suñu liggéey ak lu ñu munti jàng lu ñu munti wax ni am nañ xam-xam ak yooyu noonu. faa mu leer si bopp ñëpp ni nit mënul wax ni fii am na pétrole ba mu leer ko. loolu faa mu leer. ñun bu ñu nee naa la pétrole bi bu jógee si roche mère am day dem après si benn roche réservoir day dem si benn doj léegi doj boobu fa lay ne donc pétrole du mënuñu ko xool comme ay dex yu nekk si suuf yoo xam te ne dañ koy da nga fay teg comme ça genre pipette rek di tànk muy ñëw déedéet. pétrole day nekk si benn xeer léegi dafa mel ni rek nga jël ndox def ko si éponge. léegi nga après xam nga fa mën ngaa ŋàcc éponge bi ngir ndox bi génn si léegi pétrole moom day nuroo diw bu xaw a ñuul xaw a marron nekk si doj yooyu léegi bu nekkee foofu ñun nag comme ñun ñu ngi si ay bateau wala ñu ngi fii ci suuf si mënuñoo xam li nga xam te ni moo nekk ci biir suuf si ay 2 3 ba 4 kilomètres si suuf ñun li ñu mën a def mooy dañuy def ay espèce u photo ay comme ay échographie xam nga jigéen ñu ëmb yi dañuy def ay échographie léegi échographie yooyu noonu daanaka kenn dugg fa waaye mën nañ gis à peu près forme bébé boo xam te ni moo nekk seen biir ji léegi ñun nag mën nañ gis ay forme yu xaw a nuroo ak loo xam te ni nuru na roche réservoir yooyu ñuy wax ay piège ñu yaakaar ni roche réservoir bi piégé na tuuti pétrole léegi dañuy wax compagnie pétrolière bi ñu ne ko léegi gasal fii yaakaar nañ ni mën naa am pétrole mais mën nga gas foofu nga fekk fa pétrole waaye li ci ëpp boo gasee ndox ak xorom rek nga fay fekk donc li nit ñi war a xam tamit mooy que exploration maanaam bu ñuy seet pétrole boo jëlee fukki seet yu ne juróom-ñett yi ba léeg-léeg sax juróom-ñeent yi du ñu gis dara loolu tamit te loolu xaalis bu bari la parfois si forage yi ngay def ci biir géej gi parce que faaw nga def forage une fois nga def photo mooy sismique da ngay def forage boobu nag mën na la dikkee ay milliards et milliards mën na dem sax ba ñeent fukki milliards. am na solo Jokko FM rajo communautaire bu Tëngéej 11h31 dañuy wàcc fi nga xam ne mooy rédaction bu rajo Jokko FM fekk fa journaliste yi ñoom Khady Diamé Diaw Bachir entre autres waa rédaction ñoo ngi leen di nuyu. waaw Doudou Diène ñu ngi lay nuyu di la fay di nuyu tamit mbokki auditeurs 87.7 Jokko FM yi nga xam ne ñoo ñuy déglu tey ci àllarba bi muy premier numéro nag bu invité de la rédaction rajo Jokko FM jël initiative boobu ñuy nuyu tamit invité boobu di Fary Ndao nekk ingénieur géologue. Khady waaw dogguma la waaye retour bi xaw na fort tuuti. waaw voilà comme ni nga ko waxee nag tey dañu fi dalal benn ingénieur géologue muy Fary Ndao man nag sama question bu jëkk rek mooy li nga xam ne moom mooy effet bi liñ ci jot a jànge gis nañ ne Tëngéej dafa mel ni am na ci làcc bu rëy ndax gis naa ne am na ñaari yoon ñu tudd ci Tëngéej loo xam ne am na pétrole ci suñu zone bi ñu bëggoon rek xam pétrole boobu fan la féete xam tamit enjeu yi nga xam ne Rufisquois yi wala Sénégalais yi mën nañu profité ci li nga xam ne moom mooy pétrole boobu ñu découvrir récemment. voilà Khady da ngay garder ligne bi mu daal di lay tontu monsieur Fary Ndao dégg nga Khady Diamé Ndao. waaw donc maa ngi nuyu sama doom baay boobu. léegi Khady li nga njëkk wax maanaam nga ne Tëngéej am na pétrole boobu de boo ko gisee nga wax ma ndaxte kenn gisagu ko fi
mën nañ ne nag am na fii bloc bu ñuy woowee Rufisque offshore profond donc mën nañ fa seet ndax am na pétrole comme ni mu leen ko waxee sànq gis pétrole du lu la wóor da ngay def sa échographie bu suuf si nga xool ndax lii nii yaakaar naa ne fii mën na am pétrole ba pare ngay door a def sa forage pour seet donc Rufisque am nañ yaakaar ndaxte Kayar bi nga xam te ne moo nekk au nord de Dakar gis nañ fa pétrole ci suuf Sangomar tamit Kayar gis nañ fa gaz maa ngi jégalu si loolu Sangomar gis nañ fa pétrole donc ci diggante bi mën nañ am yaakaar ni am na pétrole waaye tamit leerul faaw ñu gën koo xoolaat mooy contrat boobu ñu jox Total pour ñu seet donc Total kenn joxu leen pétrole dañ leen jox pour ñu seet loolu dañ koy leeral léegi nag beneen laaj bi nga laaj mooy ndax doomu Tëngéej ci ndax doomu Sénégal yi de manière plus large ñoom dinañ mën a jëfandikoo dinañ mën a am lu ñu jëlee ci pétrole boobu évidemment mooy li état de manière générale pas seulement nguur gi fi nekk tey mais ëllëg ñu fi nar a nekk tamit bu xaalisu pétrole bi commencé dugg naka lañ ko nar a dugalaatee ci biir koom-koomu réew mi ndax dinañ ko dugal ci njàng mi ndax dinañ ko dugal ci santé bi gën a defar hôpital régional yi fii gën a defar mairie yi centre culturel yi en tout cas man li ma bëgg mooy que mu am benn pàcc bi nga xamante ni ba day jugee ci xaalis bi ñu nar a jëlee ci pétrole bi bu ñuy delloo directement communauté yi impacté yi moo xam waa Kayar waa Saint-Louis ëllëg waa Tëngéej waaye tamit ñu jël beneen wàll boo xamante ni dañ koy wasaare ñu dugal ko biir Sénégal yëpp ndax mu bañ a yem rek képp ci nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci wetu zone yi ñuy explorer wala ñuy exploiter pétrole bi. Khady. waaw Doudou comme ni mu ko waxee nag dégg naa tonton wante nag beneen laaj bi ma bëggoon rek mooy li nga xam ne moom mooy problématique pétrole bi am na ay coow yu bëree bëri yoo xam ne jib na fi naam sax kii di président de la république oote na dialogue oote na pour ñu am benn consensus par rapport ak boobu lépp question ndax yaakaar nga ne problématique yooyu mën nañ ko résoudre ci bu fekkente ne sax muy nguur gi di opposition bi topp nañ benn place. waaw man loolu bind naa ko sama biir téere waxaat naa ko ba passé bañ ma invité woon feneen tamit maa ngi doon wax ni que ci man faaw mu am consensus maanaam faaw ñu waxtaanee mbir yi léegi nag am na lu fi jot a am opposition bi yu mu doon reproché nguur gi ci wàllum transparence ak wàllum contrat yi jot nañ leen publier loolu am na lu mu jot yaakaar naa wàccee tuuti wax li waaye tamit amoon na fi mbirum Petrotim bi nga xam te ni mu doon benn compagnie boo xam te ni frère u président de la République moo ko doon représenté loolu nag interrogation la pour man bu nguur gi war a dégg tamit xool ni am na ay sénégalais yoo xam te ni seen xel tey na que rakku président nekk représenté benn compagnie boo xam te ni da doon seet loolu tamit foog ñu wax ko dañu doon seet gisuñu après gis nañ mais du woon ñoom sax ñoo doon opérateurs yi parce que ñoom compagnie bu ndaw la ñu woon waaye lii opposition bi yëkkati loolu tamit yaakaar naa war nañ ci xool moo tax man maa ngi wax ci sama téere bi ni nañ wax ni que frère u président wala frère u premier ministre wala frère u directeur Petrosen bi nga xam te ne mooy suñu société nationale ñooñu ñëpp seen frère seen i sœur seen i rakk seen i cousin seen i tonton ñooñu ñëpp waratuñu mën a nekk ay dirigeants société yoo xam te ne dañuy gagner ay marché bu exploitation bi commencé wala dañuy représenter ay compagnies yi seet comme ça coow loolu duñ ko mësati am ba pare nag coow li jot a am ba léegi nañ ko régler waaye tamit damay woo waa opposition bi ma ne leen li nar a ñëw ci wàllum pétrole bi revenu yi kooku ñëwagul du xaalis boo xam te ni dugg na ba pare te lii président bi woote même su fekkee ni xuloo jot na fee am te yaakaar naa ne xuloo boobu li ko gën a yee sax mooy yeneen mbir yi am ci wàllum élection yi ak parrainage beeg yooyu moo tax opposition bi xaw braqué wu boole ci ak mbir bi ma fi wax sànq waaye maa ngi leen di woo yaakaar naa ni Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te revenu yi ñëwagul maanaam xaalis bi ñu ci nar a jëlee ci pétrole ak gaz bi ñëwagul nañ toog ñu waxtaanee ko opposition même bu fekkee ne dafa am loo xam te ni daf ko jàppal pouvoir bi wax ko ni que lii ak lii du yoon lii ak lii ngeen fi def nañ dem taxaw ñu wax ko ci kanamu caméra yeeg ñëpp comme ça Sénégal yëpp mën nañu déglu bu boobaa sax nguur gi tamit dinañ mën a ñoom prendre loolu en compte ndaxte yaakaar naa ni ñoom tamit dofuñu xam nañ ni Sénégal ñoom ñoo fi nekk tey waaye suba mën nañ nekk opposant seen opposants yi tey nekk ci nguur gi donc man daal su ma sañoon consensus am ñu fexe ba waxtaanee li ñu nar a jëfandikoo koom-koom googu ndaxte fileeg ñeent fukki at wala juróom fukki at xaalis boobu noonu du Macky Sall kese wala Ousmane Sonko wala Idrissa Seck wala suba keneen ko fi nekk du ñoom rek ñoo koy gérer ay génération d'hommes politiques ay génération d'administrateurs ay génération de Sénégal ñoo ko nar a gérer donc su fekkee tey war nañ see mën a waxtaan
même bu dee dañ si waxtaan si tension sax nañ ko waxtaan pour man waxtaan moo gën ñàkk waxtaan. waxtaan moo gën ñàkk waxtaan Khady Diamé Ndao moo ngi si rédaction bu Jokko FM moom ngay waxtaanal Khady. waaw Doudou Diène dégg naa nag li nga xam ne tontu na ko am na sama yeneen confrères yoo xam ne nag fas yéene naa leen jox kàddu ku ci demee ni ci Abdou Diouf Diagne moom am na laaj boo xam ne fas yéene na ko laaj Fary Ndao xanaa rek ñu déglu ko. waaw Doudou maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Fary Ndao di ko remercier ci livre am bi nga xam ne moom la bind l'or noir du Sénégal bon laaj bi may laaj mooy or li nga xam ne mooy pétrole bëri na lu ñu koy wax fii ci Sénégal mais est-ce que tey jii Sénégal bàyyi na xel yeneen secteurs yi parce que gis nañ ne réew yi nga xam dañoo jëloon na pétrole yëpp def ko seen ngànnaay à la limite ak pétrole nga xam ne fixe su tollu fenn mën na daanu ba sonal leen gis nañ fi réew yoo xam ne tey jii am nañ ay jafe-jafe ci wàllu économie tey yoo xam ne ñu mën a produire pétrole lan est-ce que Sénégal bàyyi na xel ci loolu mel ndax livre bi aussi jël na en compte loolu. waaw maa ngi lay gërëm di la sant du si laaj bi ma laaj am na solo trop ndaxte li ngay singali noonu li ngay noté moom la ñu woowee la maladie hollandaise maanaam dëkk boo xam te ni day dugg tourné wu concentré wu rek ci ressources naturelles yi mu am di ko jaay di si am xaalis bu xaw a yomb boo xam te ni yow jaay rek ngay def boo jotee xaalis bi nga dugalaat ko ci biir économie bi léeg-léeg nga pasare ko moo tax it ni ñu nar a jëfandikoo koom-koom bi ñu nar a am revenu yi kooku dafa am solo maa ngi wax ni tey maa ngi ko doon wax léegi su fekkee opposition bi demul nguur gi bu fekkee ñoom dañu bëgg a def lu leen neex mën nañ ne léegi xaalis bi dañ koy jël ñu wàññi essence ñu jël yokk bourse familiale yi distribuer ko waaw am nañ pétrole nañ def loolu donc suñu structure économique suñu koom-koom nu mu tëddee day dem ba day dépendre lépp ci pétrole bi te loolu bu amee musiba la loolu wax nga ko loolu musiba la ndaxte wax nga wàllum prix yi parce que pétrole benn prix la boo xam dafa xaw a universel ci àdduna bi yëpp à peu près même prix la ñuy jëndee ak jaayee pétrole donc prix boobu su daanoo yow li nga bu fekkee dañu leen a miichu mburu 100 francs la doon jar léegi ñu ne léegi fukki dërëm loolu xam nga ni boulanger yi ñoom seen boulangerie yi seen xaalis dina wàññeeku donc ñun tamit su fekkee dañuy jaayee baril bi $100 jékki-jékki mu nekk 50 suñu xaalis dina wàññeeku donc li ñuy def yëpp ci suñu koom-koom wala li ñu basé woon suñu koom-koom wala bourse familiale yi wala ay wàññi essence wala ay salaire fonctionnaire yi loolu lépp dina dem ba day jékki-jékki rek rës comme dévaluation nu mu fi defoon loolu mooy bi njëkk ñaareel bi loolu yaakaar naa ne duñ ko wax assez mooy que pétrole ak gaz ni ma ko waxee sànq ay énergie primaire maanaam yu nekk ci biir nature bi waaye dañuy dem ba dañuy jeex ndaxte ni leen di exploiter moo intense bu ñu demee ba jeex nag ëllëg waruñu ñun mel comme yeneen ville wala yeneen dëkk comme dëkk bu mel ni Détroit États-Unis bi fa crise ba amee ba industrie oto daanu ville ba yëpp chômage dafa jékki-jékki rek jug ndaxte ville ba yëpp da doon tourner autour de l'industrie de la voiture donc man sama biir téere pour tontu la tamit damay wax ni que pétrole bi dañ ko war a jël ñu jëfandikoo une partie xaalis bi dugal ko directement ci communauté yi pour que communauté yooyu noonu mën a am li tubaab di woowee résilience maanaam ñu mën a encaisser choc bi nga xam te ni tey jii bi pétrole mën a am ci économie ba pare ëllëg ñu mën a jugaat bu fi pétrole jeexee ak beneen bi tamit mooy que suñu état dafa war a gën a investir ci ay énergie renouvelable gën a booster ay secteurs yoo xam te ni dañu clé ñooy liggéeyloo nit ñu bari mooy secteur yu mel ni mbay mi agriculture ak sopparñi bi ñuy sopparñi produits yi ñuy jëlee ci biir mbay mi ak tamit wàllum pêche nga xamante ni tey jii mën na napp bi baar ñi sax ñu ngi fi waaj a defar kee napp gi nga xamante ni moom mooy liggéeyloo tey mën nañ ne ba 600 ba 700 000 personnes fii biir Sénégal donc pour man secteur yooyu dañ leen war a continuer soutenir diversification économique bi te loolu li ko mën a indi moo ñu wax ni xaalis bi su génnee fii lañ koy dugal pas fii donc moo tax ma ne waxtaan boobu noonu ci man dafa am solo. waaw da nga am beneen laaj. waaw beneen laaj boo ko laaj dama xool ci ginnaaw livre bi. mu am moom bokk na ak ñeneen ñoo xam ne ñoo bind benn livre bu ñu tuddee politisez-vous donc muy benn livre boo xam ne dafay wax jeunes yi que ne secteur boo nekk war nga mën a def politique pour faire changer les choses. mën nañoo xam ndax moom en tant que jeune loolu moo ko motivé ba tax mu bind livre bi loolu mooy question bu njëkk bi. beneen question bi Sénégal dañuy dégg pétrole rek te gis na ne livre bi ci nasaraan la ko bind te du ñëpp ñoom ñoo dégg nasaraan. te mbiri pétrole ñëpp lay interpellé est-ce que xalaat na jël livre bi sopparli ko ci kàllaamay olof parce que sénégalais yi gën ko mën a xam quoi parce que tamit li ci nekk am na solo.
waaw damay tontu bu laaj bi nga ma njëkk a laaj mooy que politisez-vous tekkiwul rek dugg leen ngeen dugg ci parti yi ngeen politique déedéet politisez-vous mooy am leen xel ngeen xam li xew ci biir dëkk bi ngeen am conscience politique et citoyenne foo leen toll ngeen xam li xew ci biir dëkk bi ngeen xam lan la yoon wax lan la leen yoon may lan la yoon tere ak lan ngeen mën a yéen def ngeen interpeller waa mairie bi waa présidence ak waa ñëpp ci ngeen laaj leen wàllum li ñuy def ci seen koom-koom ak tamit ngeen mën a am regard boo xamante ni xool boo xamante ni critique na pour nit ñi bu ñu la waxee dara yow nga mën ko demal sa bopp demal sa xel loolu mooy bi njëkk. léegi nag am na ñoo xam ñenn ñi nga xamante ni si ñu am vigilance boobu ñenn ñi dugg ci biir politique xëccoo ndaxte tamit ndaw moomul rek toog di seetaan Sénégal ndaw ñi ñoo fi ëpp boo jëlee fukki Sénégalais yu ne juróom-ñaar yi amuñu fanweeri at ak juróom donc pour man ndaw ñi tamit war nañ mën a am seen place ci biir réew mi loolu mooy bi njëkk te. mais nag du loolu moo tax ma gën a bind livre bi dama ko bind pour Sénégalais yëpp bindu ma ko rek pour ndaw ñi ndaxte Sénégal bi coow li amee ba tey jii ñu ngi siy waxat encore loolu taxul nit ñi gën a comprendre laaj bi ñu ma doon laaj sànq naan ma lan mooy pétrole nañ koy seetee lan mooy risques yi ak xam naa dañuy si waxtaan naka la contrat yi di fonctionner loolu si man moo am solo ngir ku nekk mën a xam ni mbir yi di doxee pour ëllëg bu nguur gi waxee wala bu kujje gi waxee moom mu mën a am ay éléments propres yoo xamante ni moom mën na demal xalaatu boppam. loolu mooy bi njëkk donc man dama bëggoon leeral mbir yi ci bopp nit ñi loolu moo ma tax a bind beneen bi nag beneen laaj bi ma laaj. Abdou Diouf waaw beneen laaj bi damay laaj xam nga mbiru pétrole. bu ñu koy wax ci Sénégal dañu nekk ci dëkk boo xam ne ñu ëpp ci askan bi jànguñu. donc ma ne ko ndax livre bi solo ji mu am ngir mën a xamal nit ñi mbiru pétrole loo xam ne autorité politique yi duñ ñu ko wax parce que dana ci wax sax moom wax na ko mbiru contrat yi lu bëri askan wi daf leen ko dañ ko kumpale. ma ne ndax pare na pour coppali ko ci kàllaamay koccu mbaa olof mbaa yeneen langue olof yi parce que question bu solo ni bu am solo nii jaadu nañu tekkar ni ko ci yeneen kàllaama loolu laa koy laaj ndax pare na pour def ko. waaw laaj bi nga ma laaj dafa am solo léegi gëm naa ni tontu bi mu la ci nar a tontu xam naa ni dina la bett tuuti gis nga livre bi téere bii nii su ma ko njëkkoon bind ci wolof ñi koy mën a jàng day gën a néew te ñi ngi mën a jàng ci biir kàllaama nasaraan lu tax. ndaxte ku mënul liir ci kàllaama nasaraan doo mën a liir ci wolof loolu ndaxte ñun suñu wolof ñu ngi koy tekki ci alphabet boo xamante ni loolu alphabet latin la mooy alphabet bi nasaraan yi di jëfandikoo donc man yaakaar naa ne li gën a mën a am solo pour gën a mën a wàccee xibaar yi wàccee information bi ci nit ñi mooy li ñuy def nii fii tey man maa ngi jógee tey Dakar amoon naa ay rendez-vous mais sama benn xarit moo ma boole tey jii ak seen rajo bi nga xam te ne mu ngi def liggéey bu mucc ay bu am solo ma jóge Dakar ba fii ñëw ngir mën a waxtaan ak waa Tëngéej comme suba ni ma ko naree def am na sama benn mag bu nekk Mbour moo xam te ne mu ngi fay def social bu bëri docteur Birma Niang mu ngi ma woolu pour ma dem foofu Mbour defoon naa benn waxtaan bu mel nii Mariste Parc Hann ak ñi dëkk Hann suba dinaa dem si école yi waxtaan ak nit ñi dinaa dem si banlieue bi waxtaan ak nit ñi ndaxte man comme ni ma ko waxee man dama jël li tubaab di wax moom bâton de pèlerin di dem di dugg di wax ak sénégalais te yaakaar naa ne waxtaan ak nit ñi ñu mën la laaj directement lu ñu xalaat nga expliquer leen loolu moo gën a yomb que bu fekkee dama ko tekki woon ci wolof tekki ci wolof boobu boo ko defee c'est symboliquement lu am solo la c'est fort waaye du loolu mooy tax nit ñi gën see jot léegi nag am na yeneen maa ngi xalaat yeneen jéego maa ngi xalaat def ay vidéo yoo xam te ni ci biir ci wolof wala ak ci yeneen làkk yu ñu mën a expliquer naka la contrat di fonctionner lan mooy pétrole yan erreur la yeneen dëkk yi def ñun ñu war ko éviter naka la ci askan wi mën a jariñoo naka yan secteur la ñu war soutenir loolu lépp maa ngi koy jéem waaye nag dafa jafe xam naa am na sax ku may waaj a ñëw jàppale ci liggéey wi mais bu fekkoon dama ko tekki directement ci wolof ñi koy jàng du gën a bari loolu nag li ngay poser nag bu ma waree daaneel ci loolu yaa ngi poser la question mooy njàngale bi ci suñuy làkk maanaam est-ce que tey jii sénégalais yu gën a bari dañu war a jël ay làkk yu mel ni comme làkk bu mel ni wolof bi nga xam te ni dëkk bi daanaka ñëpp dégg nañ ko est-ce que warul nekk tey jii langue officielle pour ñu ci jàngal nit ñi ngir ñu mën a ñoom ëllëg di jël ay téere di ko ci jàng waaye loolu politique u état la man tey jii tollu ma foofu téere rek laa bind te li ma mën mooy dugg ci communauté yi ñëw ay Jokko FM dem Mbour dem ci banlieue bi dem feneen ak feneen dem ci université publique yi ay Gaston Berger yooyu yëpp dinaa fa jéem a dem ak samay moyens yu ndaw ngir mën a wasaare li ma jot a bind ci téere bi.
Abdou. waaw Doudou. bu fekkee am nga beneen laaj. bon am naa laaj mais damay daal di jox Gallo Daouda Sall rek mu dugal laajam en attendant ñu bàyyi rek tamit ngay doxalaale côté boobu noonu. d'accord Gallo Daouda Sall. waaw Doudou ñu ngi lay ziare bu baax di nuyu tamit sunu invité bi tey fii ci rédaction 87.7 rajo Jokko FM c'est-à-dire di ko jaajëfal ci explication yi nga xamante ne aussi indi na ko mu doon question boo xamante ne fan yi dafa doon actualité ñuy waxtaanee wàllum pétrole d'ailleurs sax ci noonu sama intervention dafay basé wu juste ci troisième assemblée générale de l'association des autorités anticorruption d'Afrique ci thème bi nga xamante ne sax ñoom li ñu jëloon mooy l'effectivité de la coopération des institutions africaines de lutte contre la corruption sur une gestion transparente des ressources naturelles donc foofu ci ndaje moomu nga xamante ne président de la République moom ci discours am dafa xam ne am na ay réformes yoo xamante ne defoon nañu ko ci 2012 mais aussi mu doon jóg ngir gën a indi leeral ci naka la ñuy gën a jàppee ci sunu li mooy sunuy meññeent yi nekk ci biir suuf moom it mu ñëwaat defaat la même chose ci atum 2016 mooy OFNAC mooy c'est dans l'esprit qu'il a créé l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption donc OFNAC boobu bi mu ñëwee c'était juste aussi pour gën a renforcer saytu bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ngir indi leer ci ressources yu mel ni ki ressources pétrolières ak gazières comme que nag ci loolu ngay wax est-ce que aussi moom président de la République bi nga xamante ne wax na ko d'ailleurs sax xam na ne am na benn rencontre bu mag boo xamante ne mu ngi koy waajal ci mois de mai di lay doon ngir indi waxtaan ak dialogue comme ni nga ko waxee ci livre bi gën ci échanger ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo yëngu moo xam société civile bi la wala ñi nga xamante ne ñoo di politique yi ak opposition wa parti au pouvoir ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàll est-ce que yaakaaroo ne en tant que acteur yow mi nga xamante ne yaa ngi ci biir te xam aussi li nekk ci wàllum pétrole ak gaz est-ce que xalaatuloo ne gisoo ne fi mu nekk nii état bi ñu ngi ci yoon ngir gën a indi leerlu même si bu fekkee ne am na ay des ñu ngi indi ay démarches pour gën a waxtaan ak askan wi gën leen a xamal ressources yooyu ñu ko am même si bu fekkee ne jotaguñu si dañu yaakaar rek ne dinañ ko exploiter pour gën ci am ay richesse. mais est-ce que xalaatuloo ne état bi fi mu nekk nii muy sama question mu ngi ci yoon wi ngir indi leerlu ci wàllu pétrole boobu est-ce que démarches yi ñuy def est-ce que c'est suffisant pour informer les gens ci li nga xamante ne moo di pétrole ak gaz. waaw Gallo maa ngi lay remercier ci question bi alors man sama réponse dina mën nañ ne dafay ambigu bi njëkk man yaakaar naa ni inquiétude bi nga xamante ni soulevé nañ ko ci wàllum contrat notamment surtout bi gën a important mooy contrat bi ñu njëkkoon alloué Petro-Tim ndax am nañ capacité technique et financière rek yooyu comme li ku ci mel ni honorable député Ousmane Sonko loolu mu soulevé woon yaakaar naa ni loolu même su fekkee am na ay réponses yu ñu ci jot a indi tey jii ci sama xalaat ce serait un signe fort de la part du président de la République mu ne léegi daal comme coow loolu am na fi man mën naa ne sama majorité mu ubbi benn commission d'enquête parlementaire Thierno Alassane Sall moo ko doon wax yaakaar naa ni ça ne coûte rien ñu xam léegi nag ci biir wax ji lan moo ci dëgg lan moo ci dul dëgg comme ça wax jooju ñu rey ko mu féete na leen ndaxte day bu fekkee dañu toog ci wax jooju tey jii du ñu mën a avancer te faaw ñu avancer Sénégal yemul rek du benn contrat rek léegi nag nañ jéem a leeral mbir moomu wala tamit ku bëgg a porter plainte wala yooyu na nga ko def comme ça suñu justice tamit mu régler ko quelle que soit imperfection yu ñu ko mën a tiñal daal. beneen bi mooy effectivement comme man ni ma ko bindee sama biir téere bi man ba ma koy bind ci téere bi man xalaatuma sax ni que président dina ci woote man bind naa ko ci téere bi nee naa que ñu ngi cité benn dëkk bu mel ni Norvège Ousmane Sonko sax mu ngi koy cité comme exemple ci dëkkam yeneen ak yeneen ñu nekk ci nguur gi tamit ñu ngi cité Norvège waaye acteurs yi li ñuy cité Norvège ci nu muy jëfandikoo xaalis bu mu jëlee ci meññeel yooyu nga xam moo nekk ci biir suuf si suñu ressources naturelles yi dañuy fàtte di wax ni que Norvège li gën a doon seen doole mooy consensus politique ñoom ñëpp dañu toog ñu waxtaanee naka la ñu nar a gérer seen ressources yooyu noonu te tey jii comme tey président woote na ci man de maa ngi koy baamtuwaat di yeesalaat wax ji su ma sañoon même ak li ñu jàpp yëpp ak li ñu mer yëpp même bu fekkee ni leeral amagul opposition bi dem toog wax ji ci place bi fu ñu koy waxee mu génn RTS Sénégal yëpp mën koo xool léegi nag après su fekkee ni président de la République ak équipe am ñoom jëluñu en compte dara signé opposants yi wax
te opposants yi xam naa ne seen mun nañ ne seen dañoo xaw a sedd si loolu ndaxte amu na fi ay concertation autour des questions électorales et effectivement nguur gi dafa xawoon forcé tuuti daal donc su fekkee ni tey jii suba nguur gi moom jëlul en compte lu ñu wax wala jëlul seen benn inquiétude bu boobaa opposants dinañ mën a jël à témoin sénégalais yi ne leen gis ngeen ñu ngi nii donc non seulement reproché wul lañ dara ñu wooñu ñu ñëw ñu ne encore ñoom topp ñu dara si lu ñuy wax donc ñii dañu bëgg a def lu leen neex bu boobaa nag su boobaa sénégalais yi dinañ jël seen responsabilité tànn ne fu ñu bëgg pour mbir yi gën a leer waaye si man démarche bi man comme man moom laa bind si téere bi tey président du ko def ba pare ma naan loolu baaxul déedéet donte ànduma ak président man bokkuma APR xaaju moo fay jege sax waaw waaye li ma mën a wax mooy que consensus politique man ci vraiment bu dee dama toog wéet ak sama njëginaay si man c'est très important si xeetu question yi te pour man faaw ñu dem vers loolu yeneen yi nag mooy ITIE mooy li nga waxoon comme réforme ñu jël 2012 initiative pour la transparence des industries extractives pour Sénégal adhéré na volontairement ci mbir moomu je pense que loolu tamit lu baax la waaye donc contrat yi ñu ngi koy publier ak yooyu waaye tamit transparence du rek publier ay contrat mooy tamit bu fekkee problème am na ci biir pétrole bi war nañ mën a am justice bu indépendante bu ko gérer donc yooyu yëpp ça repose mooy question wu indépendance de la justice ak IGE bi nga xamante ni day def ay rapport président directement wala nu mu tuddati président bi nga xamante ni moom si boppam moom mooy jiite conseil supérieur de la magistrature yooyu yëpp pour man ay waxtaan ñu war a def la assises nationales yi ñëwoon nañ si nit ñaa ngi koy laajte et voilà nguur gi fi ne tey wala ñu fi ne ëllëg war nañ mën a xalaat question yooyu yëpp waaye nañ waxtaan comme ni ma ko waxee waxtaan moo gën ñàkk waxtaan et effectivement woote bii nii lu positif la et ITIE tamit lu positif la c'est une norme internationale société civile mu ngi si compagnie yi ñu ngi si ñëpp ñu ngi si waaye ministère yi tamit lenn nag la ñu war a wax ministère de l'énergie Petrosen ak yooyu dañu war a gën a communiquer ndaxte ñoom ñooy Petrosenu sénégalais yëpp la du Petrosenu Macky Sall du Petrosenu Idrissa Seck du Petrosenu Abdoul Mbaye ñëpp ñoo ko moom mooy suñu société nationale faaw muy wax ak sénégalais yi ñu gën a xam lan moo xew fan la exploration bi toll fan la exploitation bi toll defar site web di dem ci rajo yi di wax ak nit ñi bu nit ñi amee question wala moo am sax guichet bu ouvert pour nit ñi di mën a jàll foofu di kii am na daal ay xeetu communication ay xeetu jokkoo yu ñu mën a xalaat bu baax ngir mbir yi gën a leer ci bopp nit ñi ndaxte yaakaar naa ni tey jii leerul trop sinon man sama téere bi nga xam te ne man rek maa ko bind narul woon am tuuti baat bu mu am tey daal. Gallo Daouda Sall alors sa beneen laaj laataa ñuy poursuivre li nga xam ne mooy waxtaan bi ci studio bi di fàttali tamit auditeurs yi boobaak léegi ñoo ngi insister ci serveur vocal bu Jokko FM ñoom it bu ñu amee laaj mën nañ ñu ko jox. dëgg la di rafetlu bu baax réponse yi nga xamante ni indi na ko. parce que pétrole dafa doon loo xamante ne ak gaz réew yu bëri tey dañu nekk ci mbir mi waaye tamit teg bët li nga xamante ne moo di Sénégal depuis bi nga xamante ne gis nañu wàllum pétrole wala gaz ci suñu suuf est-ce que jël nañ matuwaay yi war ngir ëllëg lépp loo xamante ne war na ci mën a am ci wàllu pétrole wala gaz gestion bi ak partage bi wala fi ñu ko war a teg même bu fekkee ne génnagul sëgam li mu génnagul la commencé ñenn ñi commencé teg ba ñu naan kii lañ ko war a jox ak kii lañ ko war a jox te gis nañ ci yeneen dëkk yi la mu fa indi ak la mu ko jur yow yaa est-ce que xalaat nga ne fi mu nekk nii war nañ gën a jël ay matuwaay pour risque yooyu xew ci yenn dëkk yi ñu mën ko fanqal Sénégal te bañ ni fi ñu ko war a teg ñu mën ko fa teg ba ñi gestion bi mën a jaar yoon. waaw ponk bi njëkk ngir mu pétrole wala gaz war a mën a bañ a jur coow ci biir réew ponk bi njëkk mooy ni que dañu war a informer population bi nit ñi dañoo war a xam lan mooy pétrole naka lay doxee lan mooy contrat yi ban wàll la ci état am ban wàll la ci compagnie yi am et effectivement lan la ci état nar a def loolu faaw mu leer c'est-à-dire que tey jii ci intérêt kujje gi la ak ci intérêt nguur gi pouvoir ak opposition que sénégalais yi xam man nag loolu moo ma tax a jóg sénégalais yi comprendre sur une base boo xam te ni mooy la base scientifique man mi technicien donc loolu man rek mënu ma kaa def opposition bi sax faaw mu gën a dem wax ak nit ñi gën leen xamal pouvoir bi tamit moom ci boppam sax moom mooy wareefam parce que moom moo yor moyens yi nga xam moo koy permettre mu toucher ñëpp loolu mooy rôle am société civile tamit ONG yi fi nekk ñi nga xam te ni ñoom sax ñu ngi liggéey déjà ci wàllum question minière yi ñoom tamit war nañ mën a gën a jege askan wi expliquer leen naka la contrat yi di doxee ak yooyu comme ça léegi ku nekk bu demee ba xam dina mën a interroger homme politique yi parce que xam nga ne homme politique yi ñoom nit la ñuy ut
bu fekkee nit ñi dem nañ ba xam nit ñi ne leen waa yéen loolu leen xalaat ci pétrole bi nii ak nii lay doxee wala gaz bi léegi yéen lan ngeen ñu bëgg lan ngeen ñu proposer naka ngeen ko nar a yore bu boobaa homme politique yi dinañ obligé ñoom tamit wax la ñu bëgg réew mi beneen bi mooy comme ni ma ko waxee ay contrat signé nañ ko fi certes mais contrat yi loolu en théorie état Sénégal mooy majoritaire ci xaalis bi ñu nar a jëlee ci pétrole bi parce que ñetti wàll la état Sénégal di amee xaalis mooy wàllu Petrosen bi nga xam te ne état Sénégal moo ko moom wàllu état bi ci boppam bi nga xam te ne dañ koy tàqaleeg wàllu Petrosen ak impôt sur les sociétés bi nga xam te ni boobu compagnie étrangère yi ñoo koy fay boo boolee yooyu yëpp état Sénégal en théorie mooy majoritaire ba ci contrat yëpp yu ñu signé waaye nag loolu théorie rek la bu fekkee dañu bëgg effectivement ñun ñu majoritaire maanaam ñu ëppale wàll ci pétrole beeg gaz bi ñu nar a génnee ci suuf si faaw ñu mën a def ay contrôle yu baax faaw ñu mën a challenger faaw ñu mën a toog techniquement compagnie bu ñu waxee dara ne nii ak nii lañ ko nar a exploité lii ak lii la nar a jar ñu ne leen est-ce que wóor ngeen ni lii am na solo daa mel ni rek architecte bu bëgg a ñëw defar sa kër mu ne la main d'œuvre lii lay jar main d'œuvre bi normal waaye mu ne la tonne ciment maa ngi koy jëndee 1 million fekk moom mu ngi koy jëndee 500 000 xam nga yow bu fekkee xamoo li tonne ciment di jar bu boobaa yow daanaka jël nañ la 500 000 ci sa kees te xamoo ko donc après li ngay séddoo du doon li nga war a séddoo effectivement donc tey jii man li may wax mooy que état bi dafa war a renforcer ay équipe technique ay équipe de vérification renforcer ministères yi renforcer douane renforcer trésor renforcer ñi koy defal audit renforcer Petrosen bi nga xam te ne mooy suñu société nationale ngir suba ñu mën a contrôler compagnie yi bu baax ndaxte compagnie yi ñoom dañ koy def ci àdduna bi yépp dañuy xaw a yokk seen coût yi def li ñuy woowee fi surfacturation te boo deful nànk rek loolu dina la rëcc beneen bi nag mooy li ñu nar a utiliser ressources yi parce que maa ngi siy ñëwaat ñu ngi siy waxaat bu baax waaye ni ñu nar a utiliser ressources yi loolu kenn waxagu si contrat yi code pétrolier bu bees bi tamit dinañ si waxtaanee dina jàll assemblée nationale waaye am na loi bu nar a génn pour wax nii ak nii lañ nar a utiliser ressources yi am na benn pàcc boo xam ne dañ koy denc pour suba génération future yi loolu daal le président wax moom moo ko wax donc mën nañ ne waxam kii du si dóor doomam kii moom la gëm waaye dinañ xool fan lay mujjee te su ma sañoon ñun ñëpp ñu dem opposants yeeg spécialistes yi société civile ak ñenn ñëpp ñu wax ñu ne ñun lii lañ xalaat lii nañ ko bloqué lii bu ñu ko dugal ci budget lii nañ ko jox communauté yi lii nañ ko def ci mbay mi lii nañ ko def ci pêche bi comme ça suba dëkk bi mën a naat ba pare nit ñi conflit bañ a am. Sénégal am naa yaakaar ni comme ni ñu nekkee exception ci wàllum démocratie war nañ mën a tamit doon exception ci wàllum gestion ressources naturelles yi mën nañ ne peut-être Sabodala des naag desul. ak orpaillage bi xaw a am foofu noonu waaye fii ci wàllum pétrole comme sori na suuf si ci biir géej gi la ressources yi ñoo fi nar a agsi ressources yooyu nag war nañ mën a toog ñu xool naka lañ koy gérer. Gallo Daouda Sall Khady Diamé Ndaw Abdou Diouf Diagne dinañ leen retrouver tout à l'heure ci waxtaan wi ba tey parce que ci ngeen bokk ñuy fàttali ni ñoo ngi wàccoon ci rédaction bu rajo Jokko FM àndoon ak journalistes yi certainement auditeurs yi nekk ci serveur vocal ñoom it am nañu pàcc ci émission bi mën a indi seen ay laaj ki nga xamante ni mooy monsieur Fary Ndaw jéem indi ay tontu salaamaaleykum. salaamaaleykum voilà kooku dem na dinañ ko xaar bu dellu si waatee ñu mën jokkoo ak moom en direct si Jokko FM sànq ñoo ngi nekkoon si lu am solo jëm si li nga xamante ni moo soxal wàllu origine bi fan la pétrole bi jóge nees def ba xam ko dinañu ñëw léegi si wàllu exploitation bi parce que foofu tamit dégg naa ça demande énormément de moyens mais en attendant ñu seet serveur vocal bu Jokko FM salaamaaleykum salaamaaleykum voilà kooku retour doxul donc certainement bu amee retour ba mën a déggante ak ñun dina dellusiwaat ñu yeggale waxtaan wi ñu dellusi si li nga xamante ni mooy wàllu exploitation bi. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ndiédou. oui. man la Thiatou Mama Mati. Thiatou Mama Mati. maa ngi rafetlu ci sa teewaayu gan boobu. Fary Ndaw. Fary Ndaw waaw. dama amoon ay question yu ma ko bëggoon posé. moo ngi lay déglu dama bëggoon xam lan mooy le puits SNE Nord. mooy sama première question. deuxième question bi dama dégg ñuy wax ne le bloc de Rufisque Osfer pourrait faire perdre à l'État 300 milliards de pertes. Est-ce que foofu aussi tamit mën na ko expliquer waat.
d'accord merci beaucoup dina si ñëw léegi dégg nga li xale bi wax di Amina Diop caatu Mama Mati. waaw maa ngi nuyu Amina li ma mën a tontu SNE North mooy benn découverte pétrole bu ñu def au large de Sangomar. xam nga Sangomar foofu la ñu découvrir pétrole. ci benn gisement maanaam loolu mooy réservoir yi ma doon wax sànq boo xam te ni SNE la tudd am na beneen mu tudd Fann. am na nag ñaar yu ndaw yu tudd Fann South ak SNE North donc SNE North dañuy def foofu benn forage ñu gis ne am na foofu pétrole. waaye pétrole balaa nga koy génne ci suuf si faaw nga def li ñu woowee évaluation maanaam faaw nga xayma li ma fexe ba fëq noonu. ci benn point. naka la yaatoo naka la tëddee ci suuf si ak yooyu te loolu yeneen forage laaj na ko yeneen sismique donc loolu soreegul mais daal gis nañ ni am na as tuut pétrole foofu beneen bi ngay wax mooy wàllum contrat Total bi man franchement dama leen di wax contrat bu ñuy wax signé nañ ko ak Total man liir naa ko contrat boobu noonu kenn waxu fa ni que état Sénégal dina perte lii bu fekkee ay nit dañu nekk dina perte nañ ñu wax ci état bi nañ ñu wax Sénégal lan la nar a perte man scientifique la ku ma convaincre d'un point de vue scientifique laa comprendre loo xamante ni dañ ko signé amagul exploitation ordre de grandeur yi mu leen wax sànq pour def forage pour seet da ngay def à peu près 40 milliards tey jii naka la compagnie mën a dépenser 40 milliards ba pare ñu ne pour def forage ba pare avant forage avant lépp ñu ne déjà jël nañ état Sénégal 300 milliards ak yooyu noonu chiffres yi tamit nañ xam mooy lan moo tax c'est important ma doon wax sànq ñaata la échographie sismique di jar diggante 2 ba 5 milliards ñaata la forage di jar mooy à peu près 40 milliards donc signer contrat dès le départ wax ni que état perte na ci 300 milliards bon man loolu wax dëgg yàlla xaw ma kan moo ko wax mënuma tamit ci man xel nanguwu ko par rapport ak li ma xam ci pétrole te moom laa jàng 6 ans liggéey naa ci 3 ba 4 ans léegi. donc loolu daal laa mën a tontu. ñu ñëw carrément ci li nga xam ne mooy exploitation pétrole bu ñu njortee ni fii am na pétrole wala gaz nan la ñuy def ba mën ko exploiter. waaw donc mooy li ma doon wax sànq xam nga bu ñu xasee ba def forage. am découverte. léegi dañuy weesu découverte boobu ñu ne léegi nañ xool naka la découverte bi toll. ndaxte yow boo ko fëqee forage ci benn point rek nga koy fëq waaye xamoo naka la yaatoo ci biir wala naka la xóotee donc faaw nga defaat yeneen forage léegi wàllu boobu moom la ñuy woowee évaluation donc bi ñu njëkkoon wax sànq mooy photo yooyu ngay def ci suuf pour xool suuf si nu mu tëddoo loolu mooy sismique. après nga def forage. après nga door a def évaluation. donc évaluation boobu mooy pour nga xayma. boo jugee ci loolu nag évaluation bi nga xam te ni jar na tamit quelques centaines de milliards. nga ñëw nga def li ñuy woowee développement. développement nag mooy nga installer sa jumtukaay yëpp machine yëpp yi nga xam te ni di nga ko soxla. pour mën a génnee pétrole bi ci suuf si. ndaxte fëq pour gis pétrole bokkul ak génnee pétrole. génnee pétrole loolu faaw mu jël ay at. pour nga teg installation yi te installation yi tey jii gis nañ ni que pétrole bi ñu découvrir wala gaz bi c'est à presque 100 kilomètres ci biir géej gi donc loolu foofu il faut nga dem tamit ay 1000 mètres ci ndox ba door a jot taatu géej gi ba pare nga gasaat encore ay 3 wala 4 kilomètres xam nga loolu génnee ko yombul faaw nga teg ay installation ci biir géej gi faaw nga defar ay xeetu bateau yu mag yi ñu woowee ay FPSO ñoom ñoo nar a jël pétrole bi bu génnee ñu jël ko traité ko séparer ndox bi am xorom bi ak pétrole bi ak yeneen ak yeneen léegi loolu lépp nag ñu door ko traité léegi door ko jaay bu ñu koy jaay ay sociétés à l'étranger wala ñu indi ci une partie mu ñëw fii suñu biir fii ci suuf si SAR jël ko raffiné ko donc loolu mooy partie bi ñu woowee développement mooy nga teg installation yi léegi installation yi nag mu ngi jar diggante 3 4 5 6 7 milliards de dollars te loolu xam nga boo jëlee 4 milliards de dollars rek loolu boo ko wala 6 milliards de dollars mooy budget Sénégal mooy budget état wu Sénégal li dëkk bi di investir ak di fay fonctionnaire ak lépp ci at loolu la à peu près di jar développement bi donc loolu xaalis boobu tamit Petrosen war na see bokk tuuti état Sénégal war na see bokk mais loolu wàllum contrat yi la dinañ si ñëwaat li may wax rek mooy que balaa ñuy génnee pétrole diggante bi ñuy commencé seet maanaam bu ñuy def sismique après ñu def forage après ñu def évaluation après ñu def développement balaa ñuy àgg ci production loolu ay at la moo tax compagnie bu fi ñëwee moom li muy njëkk def mooy seet te seet boobu nee naa la juróom-ñetti yoon wala sax léeg-léeg ba juróom-ñeenti yoon boo jëlee ci fukki yoon yooyu duñu gis dara te dañu war a xam ni Sénégal ñu ngi fiy seet pétrole depuis 1950 boobu ba léegi
jot nañ fi gis ay gisement Diamniadio ak yooyu yu ndaw Casamance gis nañ fi pétrole mais boobu pétrole boobu baaxul dafa xaw a diis ak gis nañ fi tuuti gaz Gadiaga 98 côté Diamniadio fii tamit waaye 2014 bii lañ door a gis pétrole ak gaz bu takku comme ni ñu ko gisee te donc loolu nag day wane ni que forage yi fi amoon yëpp ñëwuñu rek gis ko nii loolu activité bu risqué la te moo tax état di ko bàyyee compagnie waaye exploitation boobu noonu techniquement ni ñu nar a ŋàccee pétrole bi mu ñëw loolu tamit dinañ ko def sur ay une vingtaine d'années trentaine d'années ngir après ñun ñu mën a jël suñu wàll compagnie yi jël seen wàll ñun ñu investir ko bu baax ñu bëggoon xam pétrole bi ak gaz bi en général ñan ñoo si dugal seen loxo ñan ñooy les acteurs yi nga xam ne ñoom la concerné directement waaw alors mën nañ ne acteurs yi dañoo bari am na ay acteurs yi ñuy woowee acteuru état ci acteuru état bi évidemment président de la république moom am na si wàll ndaxte président de la république moom mooy signer décret yi nga xamante ni mooy valider contrat bu ministère de l'énergie Petrosen ak compagnie bi di signer Petrosen moom bi ma ñëw si moom mooy suñu compagnie nationale compagnie bu ñu ñëwee fii état du Sénégal daf leen di booleeg Petrosen ne ko yow da nga bëgg a seet waaye man sama fonctionnaire ñu si bëri xamuñu luy pétrole mun naa la boole ak ñenn ñi yi nga xam te ne ñooñu ñooy Petrosen sama compagnie nationale ñoom ñooy say nawle ci wàllum technique ñooñu ngay waxtaanal léegi nga boolook ñoom ngeen former benn équipe boobu nag moom après moom mooy seet pétrole mu am na tamit ministère de l'énergie ñoom ñooy chefé Petrosen ñoom ñooy wax Petrosen nii ngay def nii fii ngay jaar ak yu demee noonu am na tamit ay partenaires ak tamit am na ministère de l'économie et des finances ndaxte compagnie bu fi ñëw di bëgg a seet pétrole faaw ñu xool ndax compagnie bi moom am na koppar googu ma doon wax sànq ndaxte ku fi bëgg a def ay échographie wala ay forage te amoo fukki milliards amoo juróom fukki milliards boo xam te ni yow mu doon koy defee lu tax ñu lay dugal ci suñu bloc lu tax ñu lay naan war ngaa mën a seet ndaxte dañuy tardal ndaxte bu fekkee am na ñeneen yow ñu am alal bëgg a seet te yow amoo ko loolu du dox léegi nag ministère de l'économie et des finances moom mooy xool vérifier li ñu woowee les capacités financières Petrosen ak ministère de l'énergie vérifier les capacités techniques donc loolu la code pétrolier wax te am nañ code maanaam yoon bi nga xamante ni si moom la contrat yi ñuy signé lalu léegi am na tamit compagnie yi ñoom comme ni mu la ko waxee sànq ñoom ñooy acteurs privés yi à côté acteurs état yi ñoom bu ñu ñëwee dañuy ñëw ne ñun dañoo bëgg a seet ndax fii am na pétrole état bi ne leen waaw léegi seet leen léegi yéenay seet waaye da ngeen di former équipe ak Petrosen yow mi compagnie bi waaye équipe boobu yéen Petrosen mooy nekk si biir Petrosen day am 10% yow compagnie am 90 mais 10% yooyu day tax ba Petrosen mën a seet léegi su fekkee ni gis ngeen pétrole Petrosen dina mën a jàll jóge si 10% am ba 20% maanaam ci bu fekkee dañuy xool entreprise bi dañ ko séparer mu doon fukki pàcc Petrosen dina si am ñaar compagnie bi am si juróom-ñett waaye nag du loolu rek mooy wàllu état bi tamit wàllam mooy que bu équipe bi maanaam Petrosen ak compagnie bi génnee pétrole bu fekkee équipe bi dafa génnee fukki barilu pétrole mën nañ ne ci fukki baril yooyu noonu état bi dina am juróom équipe bi am juróom léegi comme équipe bi am na juróom Petrosen moom am na si wàllam Petrosen am na wàllam si juróom yooyu comme état bi moom nu muy amee juróomam léegi après tamit état bi dina wax que compagnie bi dafa war a ubbi fii bureau fii Sénégal donc compagnie bi dafa war a fay impôt yooyu tamit trésor la jëm donc boo xaymaa loolu yëpp moo tax ñu naan wàllu état Sénégal moo ëpp wàllu compagnie yi waaye dañu war a fàttali ni que compagnie yi ñoom tamit balaa ñuy commencer di fay ay impôt ak yooyu noonu dañu war a rembourser dañu war a ñoom jëlaat investissement yi ñu def xam nga nee naa la sànq sismique 2 milliards 5 milliards pardon nga def forage mu ne ba 40 ba 50 milliards ñeent fukk ba juróom fukki milliards léegi nga def développement foofu Petrosen dina cotiser tamit ci 20% yi moo am léegi nag mujj gi nag bu production bi commencé compagnie yi dañuy jël seen wàll bu ñuy jëlee seen wàll pour rembourser seen i coûts léegi li des loolu la ñuy séddoo ak état bi léegi nag ci wàll boobu dañ ko war a surveiller bu baax moom laay wax loolu nag noonu la contrat di doxee donc boo ko xaymaa état Sénégal wàllu Petrosen plus wàllu état Sénégal plus impôt état Sénégal en théorie moo war a ëppale mais bu fekkee def nañ contrôle yi ci bu baax te moo tax dañu war a lutter contre la corruption ci milieu boobu lutter contre la corruption ci milieu boobu alors li nga xamante ne moo jëm ba tey ci wàllu contrat yi bu weesoo ñi nga xam ne ñoom ñooy waa États-Unis yeneen dëkk yi am na neneen nu ñuy doxalee ci li nga xam ne mooy contrat bi fii au Sénégal contrat bi nan lay demee d'habitude
mooy li ma la wax léegi. mooy que compagnie bu fi ñëw. ci wàllum seet comme seet bi nee naa 80% du temps. 80% des cas booy seet doo gis. donc état bi danaan man du ma fay sama compagnie bi ma lay booleel ci équipe bi Petrosen du fay. léegi yéen compagnie bi yéenay dépensé lépp bu ñuy seet. bu ñu gisee. ba ñu def évaluation ñu ne léegi nañ def li ñu woowee développement mooy teg installation yi ma doon wax sànq ci biir géej gi pour génnee pétrole. développement boobu nag pour teg installation yi loolu comme gis nañ compagnie bi danaan Petrosen. mu nga xam te ni ñoom ñaar ñoo bokk équipe danaan ko sa waay léegi war nga commencer cotiser. donc Petrosen su fekkee dañu war a def comme 20% la am. bu ñu waree def benn développement bu jar 10 milliards de dollars Petrosen war na joxe 2 milliards de dollars cotiser. léegi nag bu ñu commencer exploitation bi Petrosen moom day am 20% ci bénéfice yi. ci production bi dem ci compagnie bi. ba pare état du Sénégal tamit moom tamit am wàllam donc contrat pétrolier yi. contrat la bu état bi di signé. ak équipe bi nga xam te ni compagnie pétrolière ak Petrosen moo ko formé. léegi équipe bi ak état ñooy séddoo production bi. après que équipe bi remboursé ay coûts am. remboursement yooyu moom la ñuy woowee cost oil. léegi li état bi ak équipe bi di séddoo moom la ñu woowee profit oil loolu mooy li des après remboursement yi. te ci li des boobu nag état mooy majoritaire waaye. bu ñu surveiller wul compagnie yi bu baax bu fekkee Petrosen dafa faible dafa nekk benn yóbbaale rek ma riirandoo di topp compagnie yi te renforcer wuñ ko. su boobaa compagnie yi mën nañ sax ne ñoom produire nañ 150. fekk ni yow 300 la ñu produire bu boobaa ñun naka lañ koy xamee donc il faut que ñu gën a renforcer suñu équipe technique yi. ak ministères yi ak douane. ak ministère de l'économie et des finances ba pare. au-delà de renforcer gën a lutter contre la corruption parce que milieu pétrole xam nañ ni que milieu bu am corruption la. donc loolu tamit faaw ñu gën koo xool gën koo surveiller. donc garantie yooyu ñu laajte ci biir justice. ak garantie conflit d'intérêt yi. ak yooyu yëpp yi nga xam te ne opposition bi soulevé na ko tamit. loolu tamit faaw ñu dégg ko. Jokko FM rajo communautaire bu Tëngéej 12h14 di fàttali ni ñoo ngi ànd ak monsieur Fary Ndao bind benn essai l'or noir du Sénégal tout à l'heure dinañu wàccaat ci suuf seeti waa rédaction bi mais en attendant ñu bëggoon xam découverte yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu pétrole ak gaz fii ci Sénégal ñu bëggoon xam yéen bërëb ak yéen bërëb la parce que coow li bëri na lool. waaw donc Sénégal mën nañ ne am nañ fii pétrole ak gaz. daanaka pétrole rek la ñuy wax ndaxte pétrole moo gën a siiw historiquement. waaye gaz ñu ngi koy jëfandikoo ngir produire électricité. notamment donc courant gi. ci yoon fi lekk mën nañ ne fukki at. lu muy jar war naa mën a wàññeeku. war naa mën a wàññeeku loolu moom lu am la. donc parce que gaz dañu découvrir léegi gaz bi nag ñu ngi ko découvrir ci ñetti bërëb. yooyu yëpp nag ci biir géej la nekk. moo tax li ñuy découvrir ci biir géej moom la ñu woowee offshore. offshore off mooy li sori. ci làkku anglais. ak shore mooy tefes. léegi donc li sori tefes gi maanaam mooy li nekk ci biir géej gi. donc li ñu découvrir gaz offshore la ñu ngi ko découvrir diggante Sénégal ak Mauritanie ci frontière bi. foofu la ñu woowee gisement de tortue. mbonaat am na tamit beneen gisement bu ñu découvrir mooy gisement bu ñu woowee Teranga boobu ñu ngi ko découvrir tamit offshore ci biir géej gi. boo demee ay 60 kilomètres boo soree Kayar. am na tamit beneen gisement bu jegee gisement wu Teranga. bu ñuy woowee gisement Yaakaar. gisement Yaakaar boobu tamit ñu ngi ko découvrir mais yooyu bokkuñu ko Mauritanie. Teranga ak Yaakaar bokkuñu ko Mauritanie ñun tortue gisement tortue la ñu bokk ak Mauritanie te pour l'instant boobu la ñu nar a tàmbale exploitation bi fii léegi 2021 mbaa 2022. am na tamit ay gisement pétrole yu ñuy découvrir si au large de Sangomar mooy offshore Sangomar si biir géej gi à 100 kilomètres si biir géej gi. yooyu mooy ni ma ko waxee gisement SNE ak gisement Fann. am na tamit yeneen ñaari gisement yu ndaw yu ñuy woowee Fann South ak SNE North léegi nag gisement SNE ñun fi mu toll nii moom la ñu xaymaagum moom la ñu defagum évaluation te moom la ñuy waajal def développement maanaam teg installation yépp yi mën a tax ba ñu mën a génnee pétrole bi foofu. léegi gisement SNE boobu production bi maanaam génnee pétrole bi ak commencé di ko jaay wala indi ko fii si suuf si SAR raffiné ko production bi mu ngi nar a tàmbale. fii rek ay 2022 mën nañ ne sax ba 2023. donc gaz ñu ngi ko découvrir Tortue Saint-Louis Sénégal Mauritanie Teranga ak Yaakaar au large de Kayar offshore Kayar pétrole ñu ngi ko découvrir au large de Sangomar mu di SNE Fann
Fann South SNE North ci diggante bi nag fa la Tëngéej nekk léegi nag dinaa leen defal ñaan yu bari ngir yéen tamit ngeen mën see am. ñu mën see am yàlla na yàlla nangu ñaan yooyu ñu wàccaat si rédaction bu Jokko FM Khady. allo oui Doudou. waaw Assane Bachir ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Doudou. ñu bàyyi la ak gan gi. waaw maa ngi nuyu Fary Ndaw. waaw man question bi ma amoon. te par rapport ak pétrole bi ñu gis. parce que dañuy faral di dégg ne pétrole boobu mën naa am déplacement am. maanaam mu jógee ci waaxi Sénégal dem ci yeneen i waax. ndax loolu mën naa ne su fekkee ne itam mën naa ne chance bi mu pour ngir mu am fan la toll. boobooy sama première question. Doudou. waaw donc pétrole bi ñu découvrir biir Sangomar foofu ñu ngi ko découvrir fii ci territoire Sénégal offshore Sénégal pétrole nag il faut nga xam mooy li mu la wax sànq day nekk ci réservoir léegi réservoir bi dañ koy piéger maanaam daf koy téye foofu donc pétrole bi nga xamante ni dafa nekk ci benn réservoir nekk ci benn piège moom fa lay ne fa lay toog mën na am toqantaan bu ciy jóge waaye loolu bariwul léegi nag li ñuy wax mooy que gaz bi ñu découvrir diggante ñun ak Mauritanie fi ñuy tracé frontière bi piège bi piégé pétrole moom ci diggante bi la nekk donc foofu su fekkee yow da nga toll côté Sénégal nga pompé lépp comme piège bi benn piège rek la effectivement di nga jël wàll bi nga xamante ni ñoom Mauritaniens yi moom la ñu moom waaye loolu cas bu exceptionnel la ñun pétrole bi ñu am bi nga xamante ni moom moo nekk fii suñu biir géej gi pétrole boobu noonu déedéet mënul doxantu dem ba Gambie wala ba Guinée Bissau. Bachir. waaw Doudou dégg naa ko bu baax maa koy jaajëfal sama deuxième question c'est par rapport ak géej gi parce que ku wax pétrole wax géej ak nappa itam solo bi mu am fii ci réew mi ma koy laaj liggéey pétrole bi li muy laaj ndax ban jeexintal lay am ci napp bi. waaw gis nga pétrole bi ca buñ koy tàmbalee di ko seet sax seet boobu dañ koy seet ci ay zones yu leer mooy fi mu la wax foofu la ñu def photographie yi ba pare ne fii dañ fiy def forage maanaam exploration bi loolu buy am effectivement dañuy tëj zone yooyu ne fii kenn mënatu fee ñëw am mënatu fee napp léegi nag mën na dugg nag ba sori ba 100 kilomètres ci biir géej gi mais bariwul ay nappkat yu dem foofu mais loolu am na ay mën nañ ne que zone boobu la jën yi di juddoo di màggee ak yooyu donc bu fekkee dañu rey zone boobu wala mu am catastrophe am accident pétrole bi génn foofu loolu mën na am ay conséquences mën na am ay mën na néewal doole napp gi bu baax waaye loolu fii boobu ba ñu commencé def forage ba léegi daanaka amul benn accident bu am Sénégal te loolu dañ koy sante yàlla loolu yàlla na wëy te yàlla bu suñu accident am fi ndaxte problème écologique comme bi am États-Unis 2010 ak Deepwater Horizon loolu après ay problème yu dul jeex la te loolu accident yooyu il faut ay 40 ans ay fanweeri at ñeent fukki at ngir jën yeeg yooyu mën a commencé waat nekkaat loolu mooy bi njëkk ñaareel bi mooy que compagnie pétrolière yi dañu war a bu fekkee dañu tëj benn zone dañu war a dédommager nappkat yi ba pare dañ leen war a tamit di leen informer te loolu mooy seen wareef loolu la code pétrolier wax loolu la contrat yi di wax bu fekkee yow say activité yi ngay def maanaam seetum pétrole bi wala exploitation bi dafa gàllankoor ay nit yow faaw nga ñooñu nga dédommager leen maam daa mel ni état bu bëgg a ñëw tabax fenn rek bu nanguwee terrain kenn foog mu jox ko léegi nappkat yi nag ñoom géej gi mooy seen terrain daanaka terrain Sénégal yëpp la sax mais ñoom ñooy dem foofu di ñu indil jën pour ñun ñi waa ñi dul nappkat yi ñu jëfandikoo ko loolu mooy bi njëkk ñaareel bi mooy que état Sénégal tamit am na wàll c'est-à-dire xaalis bi ñu nar a jëlee ci biir pétrole ak gaz war nañ ci jël benn wàll boo xam te ni dañuy former nappkat yi wala seen doom yi ngir ëllëg ñoom ñu mën a diversifier wu bañ a continuer toog si napp gi bien sûr gën leen utal ay gilet yu baax ak yooyu waaye tamit mën leen permettre ñoom ñi si en tout cas ñenn ñi mën a génn si napp gi comme ça bu fekkee ëllëg sax ñaanuñu ko waaye accident bu amoon pétrole tuuru si biir géej gi wala gaz sax te Mauritanie encore gaz dañu fa am problème boobu c'est moins risqué que pétrole bu tuuru au large de Sangomar donc pétrole bu tuuru woon ba mu xam te ni mu yàq problème mu géej gi même su fekkoon ne état bi jàppale na nappkat yi jox leen bateau yu bees ak yooyu comme pétrole tuuru na ba kenn du mën a napp donc man li may wax mooy que war nañ mën a jël benn pàcc ñu dugal ko ci formation ak ci diversification maanaam ñu gën a yaatal seen i gis-gis gën a yaatal seen i activité gën a yaatal koom-koom gi mu bañ a jugee rek ci pêche waaye nag pêche gi foog ñu protéger ko donc autorité Sénégal yi war nañ mën a am
ay réglementation yoon war na gën a mën a sévère ci ni ñuy surveiller opération pétrolière yi ak tamit ndox yi ñuy rejeter parce que booy produire pétrole nee naa la day génnaale ak ndox après ndox boobu da nga koy séparer ak pétrole bi ndox bi léegi dañ koy sàndiwaat si biir géej gi ndox googu nag balaa nga koy sàndiwaat da nga ko war a traiter bu baax ba nga xam te ni boo ko sàndiwaatee du gàllankoor du rey jën yi ak yooyu noonu donc loolu il faut que état Sénégal gën si strict donc foofu tamit war nañ dooleel suñu direction de l'environnement et des établissements classés li ñu woowee DEC war nañ dooleel ministère de l'environnement war nañ tamit may de temps en temps ay ONG yi nga xam te ni ñoom ñu ngi ci wàllum environnement ñu defal ay autorisation ñu dem xool comme ça mu am benn œil extérieur boo nga xam te ni dina mën a wax est-ce que lii ñu ngi koy doxal yoon am déet ba pare ñu def tamit def une évaluation complète de suñu géej gi potentiel bu mu am loolu benn ndaw bu tudd Abdou Guèye moo bind benn livre bu am solo ci wàllum risques environnementaux liés à l'offshore te mu ngi wax te loolu nag xel nangu na ko te lu baax la mu ngi ne état Sénégal war na gën a mën a xool ci contrat yu muy négocier ñaata la ci napp gi mën a perte éventuellement donc mu dugal loolu ci contrat yi comme ça ñu gën a mën a gagner plus ba pare jël une partie xaalis bi koom-koom bi dugalaat ko ci évaluation scientifique pour xool ci biir géej gi foofu pétrole bi nekk ñaata jën ñoo fay juddu ñaata jën ñoo fay màgg ñaata la fa pêcheurs yi di jël ak yooyu. Bachir defe naa ni réponse bi leer na ci sa nopp. waaw leer na nañ Doudou maa ngi koy jaajëfal xaaral ma jox la Assane mu am question yu mu la posé. Seydina Assane Mbengue ci Jokko FM rajo communautaire bu Tëngéej tey jii ñoo ngi am invité di Fary Ndao daal di bind benn essai duppee ko l'or noir du Sénégal ñoo ngi lay nuyu Seydina Assane. waaw ñu ngi lay fay Doudou. waaw may nuyu sa gan googe di Fary Ndao ak liggéey bu am solo bi mu def lim koy njëkk a laaj rek dama koy dooree ci ab seetlu dañuy 80% ñi nga xamante ni nee nañu gis nañu pétrole boo xoolee gis nañ ko waaye buñ ko exploité wala buñ ko saytoo ci biir 10% yi wala 20% yi rek ñoom ñu am réussite cela veut dire que mën na am ay échec ci loolu la koy laaj bi nga xamante ni gis nañ ko ci lac de Sangomar boobu ndax ginnaaw bi ñu jàppee ne ndëgam bën na ko mënoo am confirmation maanaam mënoo am prouvé un fait bi kon est-ce que fi nekk ni mën nañu confirmer loolu ak fan nañ toll exactement ndax commencé nañu bën na bay wax ne 2021 wala 2023 mën nañu commencé li nga xamante ni moom mooy lii di exploitation. waaw donc Seydina Assane maa ngi lay nuyu li ma mën a tontu ci loolu mooy que effectivement def nañ sismique bu yàgg ba bënn nañ ba gis ni fii am na pétrole xayma nañ ko def nañ mooy li ma doon woowee sànq évaluation mi nga xam te ne moom moo toftal bënn gi donc gis nañ def nañ forage boobu donc bënn def évaluation bënnaat encore yeneen forage ba évaluer ba xayma ko ba gis ni que lii nii mat na li ñu woowee ay ressources contingentes loolu dafa xaw a technique sax waaye mën nañ ne mooy réserve yi ñu nar a am loolu ñu ngi toll ba ci 563 millions de barils maanaam juróom téeméer ak juróom benn fukk ak ñetti millions ay baril pétrole baril nag mooy comme barigo mooy 159 litres léegi baril yooyu buñ ko naree produire diggante 2023 on va dire ba 2043 wala ba 2045 yooyu dina nekk mën na nekk une production en phase maximale bu ñuy demee parce que gisement bi du ñëw rek joxe lépp au départ day produire tuuti après mu produire au maximum pendant un certain temps après mu commencé wàcc ndaxte nee naa la day jeex yow booy pomper affaire bi du renouveler wu ndaxte wàkk yi ni ñuy formé wu ak yooyu dem ba suuf si tàngoor bi changé ko def ko pétrole loolu ay millions années lay jël donc ñun bu ñu ko commencé produire day dem ba jeex mais effectivement découvrir nañ def nañ forage ñu découvrir ñu def évaluation là développement moo des te développement boobu balaa ñu koy tàmbale compagnie yi dinañ def lu ñu woowee décision finale d'investissement maanaam dañuy wax état bi techniquement nii lañ ko bëgg a génnee ci biir suuf si lii lañ ci nar a dépensé nii ak nii la ñu nar a remboursé woo léegi état bi nag mooy li ma doon wax sànq foofu mu mën a moom tamit am ay nitam yu expérimenté bu ko jaree sax mu jëlee leen ay sénégalais yu mu jëlee bitim réew yuy liggéey ci compagnie yi mu ñibbi si loo leen comme ça mu mun a wax ne waa lii ngeen ñu proposé ëpp naam ëppul lii cher naam cherul ngir bu ñuy commencé génnee compagnie yi li ñuy remboursé wu du doon li ëpp li nga xamante ne mooy dëgg gi donc effectivement découvrir nañ pétrole Sangomar
découvrir nañ gaz Saint-Louis te ñaar yooyu fii à moins que vraiment catastrophe bu mag am ñaar yooyu dina génn ci suuf si diggante 2021 2022 ba 2023. Seydina Assane. waaw loolu leer na ndegam léegi gis nañu pétrole bi ci biir géej gi seetlu gi mooy fii ci kaw suuf si maanaam ci pays bi nii gis ñu ay installation yi nga xam ne ci état bi mu ngi koy préparé parce que bu fekkee ni SAR bi fi nekkoon fan yee paase ñu ngi dégg ni mu ngi ay jafe-jafe kon bu ñu jëlee pétrole bi xam nga ni nee nga dañ koy transporter ci ay bateau wala ni yóbbu ko ci taw gi ngir ñu mën koo defaraat nit ñi mën ko jëriñ est-ce que tey tolluwaay wi Sénégal mu ngi ciy waaj. waaw xam nga Sénégal depuis 1964 am na li ñu woowee SAR Société africaine de raffinage SAR nag moom mooy jël pétrole bi bu ñëwee fii comme ni mu la ko waxee xam nga pétrole wax naa ko ci njëlbeen pétrole mooy énergie primaire mooy énergie bi nekk ci nature bi ci xeetu énergie primaire léegi boo ko transformé mu doon gasoil wala essence wala kérosène mi nga xam te ni moom la ñuy utiliser mooy essence avion yi wala moom la ñuy def ci lampe tempête yi tamit loolu boo ko transformé moom moo lay jox énergie secondaire donc transformation pétrole boobu ñun fii Sénégal am nañ SAR bu ko mën a def waaye SAR dafa am ay limites dafa xaw a tuuti pour liñ fi nar a mën a génnee peut-être ci pétrole parce que ñu ngi nar a produire à peu près comme ni ma la ko waxee 100 000 barils par jour baril comme barigo mën nañ boo xalaatee nga jël téeméeri ñu ngi koy waxee sax waaw 100 000 barils daal par jour léegi boo waaw téeméeri junni voilà loolu la téeméeri junni barigo pétrole ñu ngi nar a génnee ci géej gi bés bu ne te Sénégal ñun li ñuy jëfandikoo ci pétrole mën nañ ne mu ngi juróom fukki junney barigo bés bu nekk donc mooy genn wàll gi te genn wàll googu rek SAR mënu ko satisfaire tey jii mënul traité yëpp fii donc ñun li ñu nar a produire bu fekkee dañu bëgg a transformer lu ci bari fii ci biir dëkk bi faaw ñu yokk capacité SAR yi léegi nag premier ministre ak directeur Petrosen waxoon nañu que dinañ def sax beneen SAR bu bees léegi nag loolu ñu ngi xool tamit nañ xool naka lañ ko na defee man loolu mënuma see gën a sori ndaxte xooluma question boobu daal bu baax daal waaye état bi annoncé nañ ko léegi nag nañ xool fan la nar a dem parce que à part loolu waxuñu si lu gën a sori. Assane. waaw xëy na laata avant dernière question bi. wax nañ ni boo jël nañu ay exemple li nga xam ne fii moom mooy pays OPEP yi ñoom gis nañ lu si tiro Sénégal xëy na donte bokkagul foofu wala jëmagul foofu waaye dafa mel ni. ni ñu bindee yaa ngi wax ni Petrosen ñu ngi ko créé depuis 1981 mais malheureusement Petrosen xamuñu exactement luy taxawaayam est-ce que Petrosen tey lu mu bindoo mën na gérer loolu ñu bañ a yem rek ci pourcentage bi ñu am wala signature contrat waaye au moins ñu xam ni kuréel gi moom moo gérer mbirum pétrole ci biir Sénégal moom mu wax ak askan bi ci li nga xam ne ni bokkul njëkk politicien est-ce que loolu du gën a woon indi ab leeral ci boppu askan bi. waaw xam nga sànq nee naa la wax naa sànq rôle bi Petrosen di jouer Petrosen moom mooy partenaire technique bu àndandoo technique bu compagnie yi ci biir équipe bi nga xam te ni état bi moom lay signal donc état bi dafay yebal Petrosen mu bokk ci équipe ak compagnie yi ngir ñu mën a explorer ba pare exploiter maanaam bu ñu gisee ñu mën a génnee pétrole bi wala gaz bi ci suuf si donc Petrosen loolu d'un point de vue technique am na base yi pour exploration ndaxte am na man mii jaar naa foofu jàng ba ma jógee sama jàng am na ay nit yu expérimenté yu mu fa fekk vraiment am na ay borom xam-xam yoo xam te ne seen xel dafa màcc ci wàllum seetum pétrole donc ñooñu ñu ngi fa te ñooy conserver données yëpp léegi nag du Petrosen mooy gérer pétrole ci biir réew mi Petrosen partenaire technique la Petrosen moom état bi moom la yebal pour mu koy surveiller li compagnie yi di def Petrosen tamit moom mooy day explorer day exploiter même su fekkee ci exploration bi du fay dara donc Petrosen moom rôle technique la am léegi pétrole bi kuréel yi koy gérer mën nañ ne gën naa yaatu ministère de l'énergie moom mooy chef Petrosen am na tamit benn organisme ñu woowee COS-Petrogaz boo xam te ni président de la République moom moo ko créé COS-Petrogaz nag ñoom ñooy conseiller président bi ci lépp lu jëm wàllum pétrole ñoom ñooy joxe orientation stratégique yu mag yi ñoom sax ñooy préparer loi d'orientation bi nga xam te ni président bi moom la woote waxtaan ci wàllum utilisation revenu yi mais Petrosen ci boppam nag dañ ko war a dooleel ndaxte boobu ba léegi 1981 bu ñu ko créé ba léegi Petrosen mu ngi jàppale compagnie mais essentiellement c'est exploitation tuuti rek ak gaz bi nga xam te ni gis nañ ko biir Gadiaga mais lii ñu nar a jëm nii ci biir géej gi ak yooyu
dafa complexe loolu Petrosen amagu ci trop expérience faaw mu gën a yokk ay ingénieurs ci wàllum forage ay ingénieurs réservoir ay ingénieurs en installation ndaxte compagnie yi bu ñu ñëwee gis ni que yow techniquement yow munoo yow tool ñoom ñoo la ëpp doole fuuf après mën nañ la wax lu leen neex wala ñu def lu leen neex il est vrai que état Sénégal war na mën a jël ay dispositions gën a renforcer douanam ak yooyu waaye Petrosen comme ni nga ko waxee dañ ko war a gën a renforcer tey jii man yaakaar naa ni Petrosen commencé na jël ay géologue waaye dañu war a dem au-delà ñu jël ay yeneen profil yoo xam ne ñoo gën a technique gën a dem côté production ndaxte pour l'instant si wàllum exploration la nekkoon waaye Sénégal dafa nar a dem si production. Assane. waaw xëy na fi may daanale rek mooy tolluwaay jamono tey bi lii mooy bi ñu tuddee pétrole bi rek ñëpp a ngi jóg muy ci kujje gi muy ci nguur gi ba ci sax jàmbur yi di société civile yi di nañ ko waxtaanee waaye li ma ci gën a yitteel mooy xëy na 2023 la ñuy commencé 2021 2023 la ñuy commencé génne pétrole bi xëy na commencé ko di ko jëfandiku waaye li ñu seetlu mooy daaw wala daaw jéeg gis nañu ñi nga xamante ni waa benn société boo xamante ni xëy na waa kër président la ñoom ñu jaay seen wàll maanaam transaction boobu noonu te pétrole génnul ndax loolu day firi nii xëy na politiquement 2023 day fekk ñoom ñuy jeexal benn mandat benn at mooy def seen mandat kon du ñu mën a gérer affaire bi kon foog ñu gañ ci liñ ci procédure ba laata loolu est-ce que noonu la am xëy na wax nu askan wi moo toll. waaw li nga question bi nga posé si man leerul trop te dinaa la wax li ma si xalaat xam nga boo waxee ni Petrotim dafa jaay paaram effectivement génn na loolu yoon may na ko effectivement ni jaay seen part ak boo xoolee ni ñu leen créé sax mun nañ ne Petrotim du compagnie bu sérieuse trop loolu dafa leer ki ko moom si boppam muy Frank Timis moom am na ay problèmes yu bëri si biir àdduna bi ay problème mu corruption ak yooyu yu ñu ko condamné donc man loolu xel nangu na que ñu ne compagnie boobu dafa doy waar waaye nag Petrotim du état Sénégal même bu fekkee ni rakku président moo leen doon représenté fii mënuñu ne Petrotim mooy état wu Sénégal Petrotim compagnie privée la bu jógee à l'étranger boo xam te ni dañ fi ut ñoom fii benn représentant mu di frère président de la République signé leen décret jox leen wàll ñoom après ñu jël seen wàll yooyu jaay ko man nag te yaakaar naa ne yow mii sax tey jii bu fekkee am nga da nga am lu la leer que état Sénégal moom Petrotim nga wax ma ko man loolu leeruma donc loolu mënu ma see wax léegi nag effectivement Petrotim jaay nañ seen part dem am na opposant yu naan que dañ ci waroon gagné ay retombées fiscales ku ci mel ni Ousmane Sonko man loolu wax naa ko Ousmane Sonko dafa di ko xam te ni man respecté naa ko am naa tax cofeel si moom ndaxte mag bu ma respecté la waaye ci wàll bi d'accorduma seeg moom pour man amul woon des questions fiscales ndaxte transaction si biir pétrole nit mun na ñëw ne mën naa dugal ba ay millions wala 400 millions yoo xam te ni dama siy def ay investissement donc loolu du lu ñëwagum léegi moom comme da lay wax loolu yow booy jaay da nga ko naan léegi jox ma yow moom da la naan léegi jox ma yow wàll yi nga amoon part yi nga amoon waaye du ma la jox dara dama lay jox ndàmpaay li nga jot a fay yow say oto yi nga fi fay say bureau bi nga fi neewee ba léegi li nga fi jot a def waaye léegi investissement yi ñëw foofu man dama lay yóbbaale comme compagnie bu fi nekk ni muy yóbbaale Petrosen donc loolu mooy li jot a am léegi nag am na ñu naan fiscalité am na si bon man vérifié naa ay état yu Cosmos bi nga xam te ni moom moo jël paaru Timis Corp moom moo jëloon ay paaru Petrotim man wax dëgg yàlla gisuma si xaalis donc loolu divergence bu ma am la ak Ousmane Sonko waaye yeneen yu muy soulever tamit je pense war nañ ko dégg mooy question conflit d'intérêt potentiel yi nga xam te ni juddu na si le fait que frère président moo représenté woon compagnie boobu ñuy waxee Petrotim te effectivement tamit propriétaire u Petrotim dafa doon nit koo xamante ni fii biir ci àdduna bi ak fii biir Afrique sax amoon na fi ay problème donc xeetu nit ñooñu daal jóge na fi gaa waaye nañ gën a xool mbir mi bu fekkee dañ koy saytu peut-être moom commission d'enquête parlementaire yooyu yëpp daal xaw ma mais li leer ba leer mooy que si man c'est un peu abusé ñu méngale ñu ne Petrotim mooy état Sénégal non Petrotim c'est une compagnie privée dee na léegi Timis Corp tamit jóge na fii mais c'est pas l'état du Sénégal il représente c'est l'état son bras armé c'est Petrosen c'est ce que dit la loi et techniquement loolu moo am ci biir contrat yi
Seydina Assane. du xam naa ne comme dama koy bàyyi rek bàyyi yéen waaye li mu koy joxale comme yóbbale comme mbirum énergie la ñuy wax tey wax nañu pétrole ñu ngi wax ci gaz ci zircon bi ñuy tudd est-ce que mën na fekk 4 ans fekk 5 ans Sénégal moom mën naa génn ci situation bi nekk vraiment pays émergent. waaw léegi xam nga question wu énergie dafa am solo énergie moom mooy comme ni mu ko waxee énergie mooy xayma intensité bi ngay changer li la wu àdduna bi la wër donc su fekkee da nga nar a defar ay pont loolu da nga soxla ay machine donc da nga soxla énergie bu fekkee da nga nar a defar ay stade da nga soxla énergie bu fekkee da nga nar a bëgg a yokk vitesse su mbéy mi ak quantité yi da nga soxla énergie donc énergie lu muy gën a bari ci dëkk rek dëkk koom-koomam ak yeneen di gën a avancé États-Unis Chine ak pays européens yeeg yooyu ñoom c'est les plus gros consommateurs d'énergie ñoom ñooy gën a jëfandikoo énergie ci àdduna bi te ñoom la seen koom-koom gën a développé ci àdduna bi donc énergie mooy koom-koom loolu tamit faaw ñu xam ko léegi ñun comme am nañ léegi gaz dinañ mën a produire électricité boo xam te ni c'est moins cher léegi électricité moins cher boobu noonu ci wàllum politique énergétique am na tamit ay contrat ñu fi signé récemment ci wàllum énergie solaire bu état Sénégal signé ak ay compagnie yu tudd NJ ak Meridiam projet scaling solar projet boobu nag moom tey jii nar na indi tamit prix wu électricité bu suufee boo xam te ni musuñ kenn musu koo gis fii biir Afrique te loolu tamit dañ koy rafetlu compagnie privée yooyu bëgg a ñëw investir fii Sénégal ñoom def nañ effort boobu léegi nañ xool ci contrat d'achat d'énergie parce que ñoom dañuy produire énergie ak seen centrale yi jaay ko état Sénégal jaay ko Sénélec nañ xool ndax sur le long terme loolu tamit suñu avantage la loolu mooy beneen bi mooy que dañu war a gën a dem vers des énergies renouvelables maanaam ñu dem ay énergie primaire yoo xamante ni yooyu dafay jóge ci ngelaw gi wala ci naaj wi mu bañ a nekk rek pétrole ak charbon man mii bu dee dañ ma laaj sama xalaat te loolu tamit bind naa ko ci téere bi mooy que ci man centrale à charbon bu sendu bi pour man dañ ko war a tëj pour man fii léegi juróomi at wala ñeenti at juróom-benni at dañu war a tëj centrale boobu gën a dem vers le gaz wala énergie renouvelable yi ndaxte charbon ci àdduna bi yépp gis nañu fu mu am certes cherul booy produire sa électricité mën nga wàññi prix bi ak charbon bi waaye ëllëg problème yi nar a am ci wàllum santé ak yooyu kooku mën na doon musiba ba sax mën naa gën a cher parce que loolu ay bakken sax xaj na ci donc man maa ngi wax ni que même su fekkee ni centrale à charbon boobu mu ngi respecter normes yi ñu fixé mais normes yooyu sur le long terme gëm naa ne du li gën ci askan wi donc politique énergétique u Sénégal am na benn wàll bu ñu mën a jël ci koom-koom bi nar a jóge ci pétrole bi dugal ko ci production électricité ak gaz ba pare tamit ak production électricité ak panneaux solaires yeeg éoliennes yeeg yooyu te loolu maa ngi ñaax gouvernement ma gën ci góorgóorlu te ëllëg ñeneen ñu fi ñëw tamit nañ gën a góorgóorlu ci loolu ndaxte loolu mooy avenir former sénégalais yi ci wàllu woowu ñu bañ a yem rek ci pétrole pour tontu question boobu Abdou doon wax sànq mooy économie de rente bi comme ça ñu bañ a yem ci pétrole suñu énergie basé wu tamit ci yeneen. Seydina Assane Mbengue. waaw Doudou Dieng man la Khady Diamé Ndao xanaa rek di jaajëfal ñun waa rédaction bi ki nga xam ne moom mooy Fary Ndao parce que tamit yaakaar naa ne lépp loo xam ne yëkkati woon nañ ko ci comme question rek indi na ci ay tontu yu leer ñu koy jaajëfal ñun waa rédaction bi xanaa rek di ko bàyyee ak yow Doudou Dieng ñu daal di continuer nag li nga xam ne moom mooy waxtaan wi. jaajëfal Khady Diamé Ndao Abdou Diouf Diagne Galaw Daouda Sall ak ki nga xam ne mooy Bachir Ndoye tëjee ko ak ki nga xam ne mooy Seydina Assane Mbengue ñoo nekk ci rédaction bu Jokko FM doon intervenir directement ci li nga xam ne mooy émission bi di fàttali ñi soog a daal seen poste rajo ñoo ngi ànd ak Fary Ndao moom nag moo bind livre bi di l'or noir du Sénégal alors ñu jeexal émission bi waxtaanee li nga xam ne mooy jeexintal bi nga xam ni pétrole bi ak gaz bi bu ñu ñëwee dinañ ko amal ngeen koy tuddee yéen ci wàllu nasaraan enjeu. waaw léegi enjeu yi mooy li nga xamante ni tey moom mooy li lalu ci kaw pétrole ba gaz bi ñu gis comme ni ma ko bindee ci téere bi te maa ngi ko tàmbali bind septembre 2016 donc te bi ma koy tàmbali bind ko ba ay biir 2017 maa ngi wax ni ki faaw ñu am consensus donc consensus boobu ci man ci enjeu politique yi la bokk donc am na ay enjeu politique ak géopolitique am na ay enjeu énergétique comme ni ma ko waxee sànq production énergie ak gaz ak énergie renouvelable ñu financer loolu am na tamit ay enjeu économique mooy ñu bañ a baser suñu koom-koom rek ci pétrole beeg gaz boobu donc loolu lu am solo la donc si biir enjeu politique yi mooy la question du consensus parce que loolu dafa
dafa engagé dëkk bi dafa nar a dugal dëkk bi si 40 ans 50 ans yi di ñëw donc loolu pour man nañ gën a góorgóorlu gouvernement bi na may tuuti opposants yi bu dee dañu laajte commission d'enquête parlementaire ci coow loolu fi jógoon comme ça ñu dépassé loolu au moins mbir mi leer léegi tamit opposants yi maa ngi leen di ñaan tamit ñu gën a mën a malgré li ñuy laajte nguur yi ñu gën a mën a dem joxe seen xalaat notamment ci concertation boobu noonu président de la République woote loolu mooy bi njëkk ñaareel bi mooy que am na tamit ay enjeux géopolitiques xam nga tey jii ñun ak Mauritanie ñoo bokk gisement gaz bu Tortue boobu ma doon wax sànq bu fekkee gisement boobu noonu ñun suñu relation ak Mauritanie baaxul dañu continuer di xuloo wala yooyu loolu di mën na indi ay problèmes yu rëy mën na sax indi ay problèmes encore gën a exacerbé gën a yëkkati problème yi nga xamante ni moo amoon diggante Sénégal ak Mauritanie ci 1989 ak at yi ñu génn maa ngi yaakaar naa ni mbir yi mu ngi xaw a gën a oyof tuuti waaye daal nañ ko saytu bu baax comme ni ñu nekkee di développer suñuy relation ñun ak Gambie. loolu mooy enjeu géopolitique yeeg politique. ak tamit gaz bi ñu nar a produire di ko exporter. parce que dañu nar a produire gaz bi gaz la sax mais mën nga koo def ba mu nekk liquide comme pétrole wala ndox nga exporter ko jaay ko comme ni ngay jaay pétrole mën nañ ko jaay Italie mën nañ ko jaay Espagne mën nañ ko jaay Maroc. waaye nañ xool ndax amul yeneen dëkk yu jaay gaz yi nga xamante ni ñoom bu fekkee ñun dañuy xaw a nangu tuuti ci seen i marché ak seen i njaay boobu ñoom mënuñoo déstabiliser. donc géopolitiquement faaw tamit ñu wut ay alliés ñu gën a xool ndax mënuñoo gën a jege ay dëkk yu am doole ñun ak ñoom ñu nekk moo xam États-Unis moo xam peut-être France même su fekkee France tey jii tamit war nañ gën a xoolaat suñuy relation ñun ak moom ci wàllum koom-koom ngir ñu xool naka la ñu mën a am ay protection ndaxte pétrole fu mu am dañ dëkk yooyu mën nañ ko jéem a déstabiliser tamit donc déstabilisation boobu ñun war nañ tamit renforcer suñuy capacité de renseignement ak suñuy capacité ni ñuy aaree yooyu les plateformes ak yooyu les bateaux yu nekk ci biir géej gi ndaxte ay terroristes bu ñu fa demee tamit kooku yeneen musiba lay indi loolu mooy njëkk am na tamit wàllum koom-koom bi comme ni ma ko waxee sànq dañu war a gën a toppatoo maanaam mbay mi ak napp gi protéger leen ba pare jéem a diversifier économie bi gën a dem ci formation énergie renouvelable yi gën a profiter gën a defar ay compétences transférables ay compétences yoo xam ne mën nañ ko jëfandikoo ci bii secteur bii wàll waaye mën nañ ko jëfandikoo tamit ci leneen loolu ngir ci sama xalaat lu am solo la beneen bi mooy les enjeux écologiques xam nga écologie du rek production d'énergie du rek produit électricité génnee ci charbon bi génnee gasoil indi gaz ak ay naaj ak éoliennes yi maanaam énergie ngelaw gi déedéet question écologique mooy tamit naka la ñuy bindee suñu gox-goxaan yi naka la ñuy bindee suñu ville yi xam nga tey ji boo gisee ville u Sénégal yi bëri na ay immeuble bëri na ay tali ak yooyu amul trop ay espace vert ku ci nekk bëgg am sa oto transport en commun yi demeewul noonu taxawul mu confortable trop te war nañ mën a financer loolu tamit yooyu les transports en commun ba toll comme yeneen dëkk yi toll nga xam te ni tey jii kii liggéey Jokko FM ak kii liggéey présidence ak kii liggéey moom ci toolam ñoom ñëpp ñu yem nga xam te ni dañuy dugg ci benn oto benn transport en commun benn car bu confortable boo xam te ni car boobu noonu dina leen ñoom ñëpp dinañ mën a dem ci seen liggéey sans rus ni fii laa dugg wala ku nekk kii dugg ci tata bu baaxul kii dugg ci karkatam ba pare duñu gisee loolu tamit pétrole bi dañ ko war a utiliser pour gën a transformer Sénégal ñu gën a organiser suñu ville yi ñu gën a écologique suñu bâtiment public yëpp ñu forcer leen ñu dem vers les énergies renouvelables pour wane ni que am nañ pétrole waaye ñu ngi gis lii ñëw ci kanam ñu ngi gis àdduna bi nar a ñëw àdduna bi nga xamante ni foofu pétrole ak gaz dafa nar a wàññeeku déjà ñun suñu dëkk ba pare dafa nar a doon loo xamante ni ci biir àdduna bi nit ñi dinañ ko gën a dépasser te dem vers leneen donc loolu mooy li ma bëggoon wax léegi nag ma daaneel ci enjeu économique yi yeneen enjeu économique yi mooy que am na ay erreurs yu ñu war a éviter xam nga am nañ pétrole mën nañ ne kon essence war naa wàññeeku waaye dëkk yi yëpp yi def loolu dañ koo mujj rëccu ndaxte yow da nga naan am naa pétrole am naa xaalis xaar ma wàññi essence waaye boo wàññee essence lan lay jur yow say kees benn instant bu xaalisu pétrole bi commencé wàññeeku yow da ngay obligé di subventionner di ngir nit ñi bañ ko yëg faaw état di génnee xaalis di ci joxe loolu lañ doon def ak Senelec gis nañu loolu doxul dem nañ ba bàyyi ko Senelec buñ ko recommence buñ ko def ci leneen ci wàllum essence te essence tamit boo ko wàññee day tax ku nekk gën a moom yaakaar ne war na mën a am otoom di dawal ak yooyu dëkk bi gën a xat embouteillage gën a bëri
lu ñu waroon am qualité de vie boobu noonu wàññeeku donc loolu tamit pour man nañ gën a développer ay transport en commun bañ a wàññi essence bu ñu nañ nangu tamit que xaalisu pétrole bi duñ ko yëg ci njalbeen ci tàmbale gi dinañ xaar yenn année te loolu nañ ko nangu sinon dañu nar a jël xaalis bi tamit dem abbi gën a ameel xaalis ay nit yoo xam ne ñoom ëllëg bu fekkee ñun suñu kees gi amatul xaalis ñoom du ñu am benn état d'âme du ñu am benn problème pour ñëw pour taxawuñu ñu leen di fay te bu boobaa il faut que ñu tëj ay hôpitaux ak yooyu noonu donc abbu yu bari yi pour yokk ay salaire fonctionnaire wala jox directement ci bourse familiale yi loolu war nañ ko daw pour man xaalisu pétrole bi nañ ko dugal ci énergie renouvelable nañ ko dugal ci mbay mi nañ ko dugal soutenir collectivités locales yi universités yi yokk éducation ak santé loolu bu ñu ko defee dinañ mën a diversifier suñu économie gën ko dëgëral ba pare denc benn wàll pour génération future yi. mu laaj transparence bu bëree bëri si wàllu wi tey jii nii Tëngéej li nga xam ne njortu nañ ko fi si wàllu pétrole si toutefois bu fekkee c'est avéré kilifa yi nga xam ni ñoo nekkee si département bu Tëngéej nees def ba mën a am si retombées yooyu noonu. waaw léegi loolu moo tax wàllum ni ñu nar a utiliser revenu yi ni ñu nar a jëfandikoo xaalis bi ñu nar a jëlee ci pétrole ak gaz bi am solo tey jii bu ñu découvrir woon gisoon fii pétrole ne léegi dañuy def développement après ñu def production li ci nar a génnee ci production bi collectivités locales yi dañu war a pousse pour que ñoom ñu am directement seen wàll donc collectivités locales yi ñoom tamit war nañ gën a pousse gouvernement bi gën a wax assemblée nationale que ñoom dañoo war a am directement seen wàll gën a toog waxtaan tamit ak compagnie yi ne compagnie yi da ngeen war a yéen tamit def fii ndaxte collectivités locales yi ñoom bu fekkee dañu mer dëgg compagnie yi duñu neexle donc collectivités territoriales yi ak communautés locales yi ñoom ñoo war a tamit pousse compagnie yi pousse tamit état bi pour ñu mën a am seen wàll ndaxte comme pétrole bi génnagul donte signé nañ ay contrat diggante état du Sénégal ak compagnie yi xaalis bi état nar a am ak nu mu ko nar a jëfandikoo comme kilifa yi nekk fii ak mairie yi ak département bi ñoom war nañu wax lii mooy suñu wàll te su ma sañoon xaalis bi ñuy am ñu dugal ko ci ay secteur ay xeet yoo xamante ni loolu bokkul ak pétrole ndaxte pétrole day gaaw a jeex en tout cas ñun pétrole bu ñu fi gis toll ni pétrole Arabie Saoudite parce que pétrole Arabie Saoudite mën nañ ne ñoom li ñuy produire mooy fukki millions yi barigo bés bu ne 10 millions de barils par jour ñun ñu ngi nar a produire téeméeri junniy baril maanaam 100 000 baril xam nga kuy feyeku fukki million weer wu ne ak kuy feyeku 100 000 xam naa yow bu ñu la doon fay fukki million weer wu ne est-ce que sax di nga toog fii di ma interviewé donc xam nga ni bokkul donc ñoom li ñu am ci pétrole bari na trop ñun bariwul donc bariwul donc ñun li ñu war a def mooy que ñu jël une partie jox ko communauté yi pour que ñoom ëllëg bu pétrole amatul dina fekk ñu tabax leneen loo xam te ni dañ ci mën a sukkandiku pour gën a mën a dem te loolu lu am solo léegi moo tax nag ma naan Sénégal nag ñun ñëpp ñoo ko bokk te loolu consensus politique faaw mu am en tout cas ci gestion bi léegi ci question yi nga xam te ne amoon na fi wàllum contrat yi mën nañ ko xoolaat mën nañ def ay commission ak yooyu. dañu ñëw carrément ci li nga xam ni mooy jeexintalu émission bi waxtaanee livre bi nga xam ni essai la yaa ko bind mu toll ci 259 pages alors ñu bëggoon xam ku ko soxla fan la ko mën a amee. waaw boobu am na fii biir Tëngéej. am na ci rajo bi. am na tamit centre ville am na benn mag bu yàgg jaay foofu ay livres. ci centre ville fii Rufisque bu mu am. am na tamit pour ñi nekk bitim réew. ci plateforme bu ñu woowee Amazon di ko jaay foofu. Amazon da ngay tapé l'or noir du Sénégal Fary Ndao di nga ko gis. am na tamit biir Dakar. librairie 80 l'Harmattan Clair Afrique am na Thiès. librairie 80 bu Thiès am na Saint-Louis. am na tamit Saly. donc man sama bopp bu ma koy bind fexe naa ba ñu xaw ko wasaare ci biir Sénégal ngir ku ko mën a soxla rek nga mën see jot ndaxte waxtaan ñi fi waxtaan tey ñu ngi koy gën a xóotal ci biir gën ci joxe ay détails comme ça ku nekk comme ni ma ko waxee rek nga mën a yow am sa xalaatu bopp am sa xalaatu bopp ngir mën a xool li ñenn ñeek ñeneen ñii di wax ngir tamit mën a pousser nguur gi fi ne tey ak nguur yi fi nar a ne ëllëg ngir ñu dem dans le sens de la transparence ak sensu intérêt sénégalais yi ndaxte loolu moo ëpp solo pétrole bii nii référendum bu ñu génn daaw référendum boobu nee na pétrole bi askan wi moo ko moom loolu la article 25(1) bu suñu constitution wax mooy charte réew mi donc loolu comme askan wi moo ko moom nañ fexe ba askan wi mën see am moom li mu si war a xam donc maa ngi ñaax gouvernement bi mu gën a informer nit ñi ñoom Petrosen yooyu gën a génn gën a wax di ñaax tamit
consensus politique am. ba pare di wax compagnie que Sénégal dëkku démocratie la. dinañ ñoom dañoo war a déglu tamit li nit ñi di wax ñu war a di communiquer ak nit ñi et ëllëg su boobaa yaakaar naa ni li mën a jaar yoon dina jaar yoon ba pare ñu gën a strict ci ay wàllum transparence éviter conflit d'intérêts yi qui sont liés à la parenté comme wàllum li fi amoon. ba pare fexe ba ëllëg malversation bu am justice bu indépendante mën koo traité. am na solo justice bu indépendante mën koo traité bëggoon nañu xam ba xam téere bii nga xam ne moom nga bind yegg na ci autorités yi. waaw àgg na ci autorités yi en tout cas envoyé naa ko par voie officielle envoyé naa ko président assemblée nationale bi nga xam te ni tontu na ma envoyé naa ko président de la république moom yaakaar naa ni peut-être war na see mën a jot. envoyé naa ko conseil économique et social. envoyé naa ko tamit ay opposants ndaxte ñoom tamit ay kilifa lañ ci réew mi jiite nañ fi yu important am nañ fi baat te ñu ngi représenté ay sénégalais yu bëri. ñu leen di woteel wala ñu topp seen ginnaaw. envoyé naa ko tamit ay taskatu xibaar. ay journalistes yu mag yu nekk ci réew mi. di leen jaajëfal yéen ñii tamit nga xam te ni yéen a ngi may askan wi. possibilité pour ma mën a wax ak ñoom ndaxte livre bi. téere gi mu ngi wax ak ñi jiite réew mi ak ñi ko bëgg a tamit jël pour jiite ko. waaye mu ngi wax surtout ak sénégalais yi ak société civile bi tamit. am na ñu ci jàpp am na ay organisation yu ko jënd. ñoom tamit pour joxe ko. di wax tamit que prix bi mu ngi seerul torop mu ngi ci 8000 francs pour que ñëpp mën see jot étudiants yeeg yooyu man sax maa ngi fexe ba yenn kuréel yi mën koo jënd ngir jox ko étudiants yi jox ko mu nekk ci bibliothèque yi ngir ñëpp mën see jot ku ci mën a xool ci. léegi après ñu yaatal waxtaan yi dinaa gën a dem ci école yi ngir ñëpp mun see jot dem ci koñ yi ak yooyu. Fary Ndao di ingénieur géologue di artiste nekkit auteur sénégalais alors at yi néew na pour bind livre bi ni toll. alors lan moo nekk sa kanam dans l'avenir lan ngay proposer ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi. waaw man li nekk ci kanam mën nañ ne bari na man déjà liggéey ci secteur bi moo xam ci compagnie privée yi waaye tamit liggéey pour sama dëkk liggéey côté état. donc man donte ànduma nguur gi fi nekk bokkuma ci seen parti jegewuma ko sax. waaye liggéey pour état bi du liggéey pour Macky Sall donc loolu ci kanam mën nañ ne loolu lu mën a nekk la. mën naa ne tamit bu dee Macky Sall tamit nekku fi mën naa liggéey tamit pour état bi bu fi nekkee mën naa liggéey pour état bi ndaxte loolu sama dëkk man bëgg naa ko bëgg boo xam te ni mën naa liggéey pour moom. ak tamit man am na lenn lu ma gëm mooy man dama gëm. tamit que politique day soppi réew. loolu man technicien la certes waaye gëm naa politique. te ëllëg yaakaar naa ni man dinaa sóobu ci politique ndaxte loo xam te ni dama am yaakaar bu dëggu bu nee sama biir xol gëm naa ni wax bu jógee ci xol la jëm. te ay politique ñooy changer ay dëkk ba mu baax. nit ñaa ngi cité ay Paul Kagame ay Nelson Mandela ak yooyu ñun tamit Sénégal tey jii mën nañu am génération boo xam te ni dina proposer nit ñi lu gën a baax gën a jox indépendance justice ak yooyu. ñi fi nekk war nañ ko mën nañ leen ñaax ñu dem ci waaye ëllëg ñun tamit dinañ am suñu wàll ci réew mi loolu amul laam-laamees. am na solo Fary Ndao waxtaan nañu lu tolloog benn waxtu ak genn wàll ci antenne Jokko FM rajo communautaire bu Tëngéej ñu bàyyi la nga joxe le mot de la fin. waaw le mot de la fin nag dama koy wax di leen gërëm di leen sant. yéen ñii Jokko FM ndaxte waxtaan bu mel nii sax daanaka maa ngi koy door a am ba ma génnee téere bi ba tey. jot nañ ma woo ci ay barab ci ay waxtaan waaye waxtaan bu yaatu nii. fu nit ñi mën a poser ay questions yi leen soxal. ba pare ñu may ma man tamit ma mën a wax. expliquer ay wàll yoo xam te ni développé naa ko ci téere bi. loolu vraiment espace yu mel nii dafa am solo donc li ngeen di def. ñu ngi leen gërëm di leen di sant ñu bëri dañuy sous-estimer place bi média notamment média communautaire yi am ci yeete gi ñuy yee nit ñi donc loolu maa ngi leen di ñaax ngeen di dox ci loolu yéen doo leen ay nit yoo xam te ne dañ leen di tagg waaye dañ leen di soññ yéen ñi donc loolu ma bëggoon wax la maa ngi sant tamit sama benn xarit bu ñu woowee Lamine Seck moom mu ngi dëkk Bargny Mohamed Lamine Seck donc moom moo ma boole fii ak rajo gi tey te di ko gërëm li ma fi ñëw te gëm naa ni danaa dem tamit Bargny ngir gën a yaatal waxtaan yi beneen bi tamit di gërëm sénégalais yi ndaxte bi livre bi génnee ba tey gis naa ne sénégalais yi sawar nañ ñu ngi laajte ñii ñu ngi am passion ci sujet bi te man lii laa bëggoon ñu gën a am waxtaan boo xam te ni dina indi passion waaye tamit waxtaan bu serein bu apaisé ndaxte
dëkk noonu lay avancer donc maa ngi ñaan sénégalais yi ñu xam ni que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi. xam nañ ni que lii nii luy ñëw suñu kanam la. am na yu ñu fi jot a def am na ñu defagul. léegi nañ fexe ba toog ba waxtaan pour avancer. pour que transparence am fi ak jëfandiku bu baax si koom-koom bi ñu si nar a jëlee. am na solo ñu koy gërëm bu baax a baax di leen gërëm yéen it suñuy auditeurs depuis 11h30 nous étions ensemble ngeen di déglu émission bi am na yaakaar ni lépp loo xam ne réeroon na si seen ay nopp jusque là alors indi na leen si ay faram-fàcce ak ay leeral moom Fary Ndao di fàttali ni ingénieur géologue artiste auteur sénégalais alors ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa rédaction bu rajo Jokko FM si ni ñu sotee émission bi parce que dañoo sot kenn ku nekk dafa indi ay laajam te it defe naa ni am nañu satisfaction di la jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla gën a leeral sa yoon parce que it yoon bi li si des bëri na lool di la jaajëfal di kontaan si sa teewaay fii si studio yu rajo Jokko FM.